salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu waxtu wi taamu li nga xam ne moom mooy programme mu télévision Futur Média rawatina seen émission diaspora mbégte la ñuy am nag saa bu nekk ngir dégtal leen émission bi nga xam ne yéen a ko moom yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a nekk bitim réew mardi bu jot ak jeudi bu jot ñu ñëw ak yéen ci def le point xool naka la ngeen nekkee fi nga xam ne fa ngeen nekk di leen won rek ne groupe Futur Média rawatina nag télévision Futur Média rawatina diaspora mi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax ndax nag ñun ñoo wax seetu askan bi te seetu askan bi buñ ko waxee penku ba soowu ak fu mu mën a doon fu doomu Sénégal nekk ci àdduna bi rek waxtu wi yow lañ ko jagleen niñ leen ko defalee nag tey jii dinañ ñëw ak yéen ci waxtaan yu am solo ak échange yoo xam ne am nañ yaakaar ne dina leen amal njëriñ dinañu dem Turquie fekk fa nag ki nga xam ne moom moo di président association sénégalais yi nga xam ne moo nekk foofu ñu koy wax Mokhtar Sow bu ñu fa jógee dinañu dem fi nga xam ne moom moo di Cotonou bu ñu jógee foofu dinañ dem ay gox yu bëri yoo xamante ne suñu doomu réew ñoom ñoo fa nekk ñu leen di nemmeeku di xool ci lan la ñu nekk xam ngeen ne waxtu wi bitim réew nit ñaa ngi toog ci biir kër yi mënuñoo génn mënuñoo dem fenn te loolu nag dafay baax li nga xam ne moom moo di sori sa réew rek dafa métti boo ci bëggee boole am nattu boo xamante ne mu di jàngoro bu suñu borom wàcce mu nekk lu tuuti l'infiniment petit nga xam ne bët mënu koo gis ba noppi tamit mu nekk koo xam ne lu naqaree xeexal la waaye nag xarañte bi nga xam ne am nañ ko mooy rek suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo di rek kër docteur ñi ngi ci def li nga xam ne moom moo di ay jéego yu am solo du ma tàyyi mukk di delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo di képp koo xam ne rek xeet bi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu kër docteur ci Sénégal nga xamante ne seen xarañte foo ko natt rek weesu na ko te bu nit ñi tëddee di nelaw ñoom ñi ngi ci hôpitaux yi ñi ngi daj loo xalaatul risque bu nekk ñi ngi koy jël waaye loolu yëpp nag moom moo tax saa bu ñu toogee rek dañ leen di rendre un hommage vibrant di leen wax yàlla na leen yàlla dooleel ba lépp jóge ci ñoom ñu saafara ko rek mu daal di nekk loo xamante ne mbégte Sénégal ak mbégte àdduna lay doon dinañu dem tamit Italie dem fi nga xam ne moom moo di Espagne ndax xam ngeen ne fi mu nekk nii épicentre li nga xam ne moom moo di jàngoro bi foofu la ca Europe ñuy nemmeeku suñu mbokk yeeg suñu doom yi di leen wax ne groupe Futur Média mi ngi fi diaspora mi ngi fi di seen émission yéen doomu Sénégal ngeen war a mën a ñëw dugg ñu fas yéene waxtaane tamit ay points yoo xamante ne yu am solo la lépp nag mi ngi xewee ci biir léegi nag laata ñuy sori di leen wax ne tamit dinañ li jël ñi nga xamante ne par Skype rek dinañ mën a dugg ñoom i tamit ñu gis leen ñu jokkoo li nga xam ne moom moo ciy jiitu rek nemmeeku bi seen waa kër yi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi fii rek daal di xam ne ñoom itam ñi ngi ci jàmm joo xamante ne jàmm ju sax la taw a dakk ñu leen koy ñaanal fu doomu Sénégal mën a nekk suñu xel dina dem ci ki nga xam ne moom moo di Famara Sow moom i tamit waxtaan naag man sànq waxtaan bu am solo bu daw yaram ndax nee na ñoom fële ñu nekk rek muy ca Milan Brescia muy ca Italie ñi ngi def nag solidarité boo xamante ne bu am solo la solidarité boo xam ne day jóge ci doomu Sénégal yi dem ci doomu Sénégal yi nekk foofu waaye itam solidarité boo xamante ne day nekk ci ñi nga xam ne ñoo leen yaatal seen biir réew ndax Italie nag luñ ci mën a wax doomu Sénégal yi fa nekk même bu fekkente ne am na yenn yoo xamante ne mus na faa am itam yaatal nañ leen bu baax macha allah kon tey jii bu tiis dalee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Italie rek ñoom ñi ngi leen di bàyyi xel ndax xelam dem na ci nee na 1989 ba li nga xamante ne génération lii am nii tey jii mu di ay couvre-feu yu ñu mel amoon na ca jamono jooju fekkoon na ko mu nekk Italie am na jéego yoo xam ne defoon na ko ca yooyu yëpp dinañ ci ñëw dinañ ñëw ci tam ñi nga xamante ne waxtu wi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk rek nee na am na sénégalais yoo xam ne génn na fa àdduna naka la ñuy def rek ba ñu mën koo andi ci conditions yi nga xam ne noonu la demee loolu tamit dina nekk ay points yoo xamante ne dinañ ko waxtaane ak yeneen yoo xam ne loolu yëpp nag duñu ko wax ci sommaire bi dañ leen di bàyyi ngeen découvrir ko plus ñuy dem rek danañu jokkoo itam ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Ndaw son excellence nga xam ne nag moom ambassadeur la foofule ca li nga xam ne moom la ñuy tënk ca réewum Amérique rawatina fi nga xam ne moom moo di New York moom it dinañ ko jokkook moom ñooñu ñëpp nag tey jii di ay doomu Sénégal di leen wax ne numéro yi changé wul dinañ leen woo waxtu wi fi ñu toll wax naa leen ko keroog nee naa leen réew mi dafa toll foo xam ne kenn ku nekk da ngaa war a doon sa soldaaru bopp ñu gis comportement yoo xamante ne dañuy soññaat rek du ñu donneur de leçon waaye bëgg nañ ñu bàyyi xel ci dangerosité wu li nga xam ne moom moo di jàngoro jile di coronavirus ak matuwaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël jàngoro joo xam ne la nee nañ la du borom alal du alal moo koy faj li koy faj rek moom mooy nga toog sa kër te boo toogee sa kër itam minute bu jot rek ak wala waxtu woo toogee ba nga xam ne am na loo laal rek nga dem daal di raxas sa loxo ak li nga xam ne moom moo di savon ñu gis ni tamit xale yi ci réew mi suñuy doom lañ ñoom ñëpp ñenn ñi suñuy jarbaat lañu
ñu bëgg rek ñu daal di ànd ak dal te toog te xam ne li nga xam ne moom la ñuy def du couvre-feu pour coono waaye couvre-feu pour santé la santé boo xamante ne mi ngi jëm ci yéen jëm ci génération yi di ñëw kon génération yi ak jeunesse bu consciente boo xamante ne bii am na loo xamante ne du ñu ko mën a rafetlu waaye du ñu ŋàññi kenn li ñuy wax rek mooy dellu siwaat leen ñu toog ci kër yi te xam ne lii ñuy def ak di ko liggéey te chef de l'État décrété ko du dara lu dul rek ngir jëm ci suñu wérgu yaram ndax nag bugguñu benn yoon jàngoro bi egg fi nga xamante ne fa la egg ci yeneen réew yi ndax ñoom sax bu ñu gisee yenn image yi dañuy jaaxle waaye ànd ak lu mu munti doon may am yaakaar ne rek loolu début bi la woon waaye xale yëpp dinañ toog seen biir kër yi ndax ñun ñëpp dañ leen a yéene jàmm ndax ñoom ñooy génération ñoom ñooy jeunesse su ëllëg ñoom ñooy yaakaaru ëllëg kon loolu soññ la woon boo xam ne rek dañ leen ko doon wax ñu toog ci kër yi ba li nga xamante ne moom moo di jàngoro ji rek ñu daal di gis li nga xam ne moom moo di li koy faj ci biir loolu ñu wax naa leen ko dañuy dooree waxtaan wi jokkook sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Turquie parce que ñoom itam ñi ngi lim dëkk yëpp di leen bàyyi waaye bu ñu fàttalikoo lu mat 2000 sénégalais ñi ngi foofule fi nga xamante ne moom la ñuy woowee suñu xarit rek ki nga xam ne moom moo di Mokhtar Sow nag président association la foofule ca Istanbul mu fas yéene ñëw nag andi li nga xamante ne moom moo di waxtaan andi contribution am ñu wax ñu suñu doom yi nekk foofule muy ay sénégalais nan la ñuy def nee na boobu ba léegi ñu ngi leen confiné waaye nan la ñuy dundee li nga xam ne moom moo di situation bi xam naa ne dañu koy dugal léegi rek wala apulaay ñu dem ci image yi nga xam ne jot nañu ko am foofule ca Turquie doomu Sénégal ñi ngi fépp ci àdduna bi ñoom nag moom Mokhtar Sow la tudd ñu dem xool yi quelques images de yi nga xamante ne moom moo di en Turquie nga xam ne jàngoro baa nga fa waaye ñoom it nee nañu arrêté nañu bii di ñëw li nga xam ne moom moo di julli ci jumaa ji waaye lenn nag loo xam ne war nañ koo waxtaane moo di dañuy continuer di nodd même bu fekkee arrêté nañ julli yi waaye nodd bi moom di jib dafa baax lool te xam naa ne dinañ ci bàyyi xel nee na Turquie moom ñi ngi koy continuer comme niñ koy defee màkkatal mukarrama ndax nag turu yàlla ak nodd yi dina dàq lu baree bari kon xam naa ne mag ñi may seetaan dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax même bu fekkee ne julliwuñu ci jàkka yi ñu teg fa ay bande sonore yoo xamante ne dina mën a nodd yi di fa jib tout le temps loolu da ci am solo te ñoom Turquie exemple boobu la ñu jël ñu dem xooli Mokhtar Sow Apulaay moom itam moom mi nga xamante ne moom moo nekk Turquie rek jiite fa association boo xamante ne bu ama am solo la waaye li ma la leen ko waxee sànq rek à l'entame de l'émission bu loolu wéyee dinañ dem fi nga xam ne moom moo di Espagne itam gis nañu ni nga xamante ne noonu la fa situation bi tëddee fan yii yëpp loo xam ne la daal lu jaaxal àdduna l'infiniment petit la yëngal les grandes nations mu doon situation boo xam ne personne ne s'était préparé à ça kenn yaakaarul ko woon li nga xam ne moom moo ci gën a doy waar nag moom moo di propagation bu gaaw bi nga xam ne am na ci wàllu wàllante bi moom moo tax ñuy soññaat ñëpp rek di wax ñëpp nañu toog ci kër yi te xam ne rek yàlla sunu borom dina ci andi saafara te yàggatul dara kon nag apu ñu dem xooli élément wala mi ngi en ligne voilà Mokhtar Sow moom nag ma wax leen ko moom moo nekk foofu le nga xam ne moom moo di Istanbul ñu ngi lay nuyu Mokhtar allo ñu ngi lay nuyu bu baax waaw allo Mokhtar Sow waaw ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm yow yaa nekk fi nga xamante ne moom moo di Istanbul rek nga yore association boo xamante ne bu am solo foofule ca Istanbul ñu lay déglu di la laaj nag situation bi gannaaw ba nga nuyoo ba pare ñi lay seetaan di la déglu. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mokhtar. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. di nuyu waat di nuyu at. waaw. taxawaay ci diaspora bi. dëgg la jërëjëf yéen a ko moom. jàmbaar lool. sax suñ xol yeeg. suñ xalaat yi nekk ci yow. kon yow bu ñuy masawu bokk ko ci ñi war a jëkk ko masawu. dëgg la ndeysaan. ndax diaspora bi da nga cee bokk saa su ne yaa ngi koy doxee yaa ngi koy waxee. jërëjëf Matar. waaw ñun nag ñu ngi Istanbul. di nuyu sénégalais yi fi nekk yëpp. di leen masawu tamit. di nuyu fédération bi nga xam ne moom lañu nekk ak ñi ci ànd ak di ci liggéey yëpp rek. dëgg la. di nuyu suñu ambassadeur aussi Serigne Moustapha Mbacké. ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar son excellence. waaw. di la wax ne yaa ngi def liggéey bu am solo. jërëjëf Mokhtar.
waaw léegi ñu bëggoon a xam rek situation des Sénégalais d'Istanbul yooyu nga xam ne ñoo nekk foofu déjà nee nga ma 2000 lañu foofu macha allah nga wax ma rek situation bi nga xam moom lañ nekkee yéen a ngi ñu ngi leen confiné yéen a ngi ci kër yi lan nga ñu mën a wax ci tey jii actuellement ci bis bii ñuy wax ak yow ak waxtu wi lan moo am foofu ci Sénégalais yi nekk en Turquie. waaw comme ni ko ñëpp di dundee rek ci àdduna bi. dundin bu métti rek waaye ñu ciy sant yàlla bu baax. gannaaw bañ doonee ay jullit. dëgg la. nangu it dogalu suñ boroom ne moo wàcce feebar bi ci àdduna bi yëpp. ay ñi ngi ciy sant yàlla. di masawu képp koo xam ne rek yaa ngi yeewoo Istanbul yaa ngi yeewoo Turquie. dëgg la. ndax moodu jàmm dong ko jig. dëgg la. te ñun ni ñuy liggéeyee ci secteur informel biñ nekk xamuñ lu may xëy jaayi. ngoon jot ñu ñibbisiwaat suñu kër yi luñ am bokk kook waa Sénégal. yàlla nag bu ñëwee ak dogalam. ku ne xam na ne Istanbul jamono yi. lu tolloog une semaine wala 5 jours et quelque ngi nii kenn génnut sa kër. kon loolu lu metti la. kenn ñemewut a dem fenn ñëpp a ngi toog ci suñ kër yi. ndax feebar bi defe naa ne ku ko xamul rek moo koy caaxaane. mu mel ne nag nee nga ma y a plus de 2500 ressortissants sénégalais yu nekk foofu. waaw plus de 2500 sénégalais ñu ngi fi. ñu nekk ay jàmbaar lool nag sénégalais yu am jom. yoo xam ne wax dëgg yàlla ñeewante naa leen lool sax. ndax Turquie dafa nekk nouvelle destination sénégalais yi bëgg ko. jublu fi ay xale képp fi nekk. waaye ñu nekk ay jàmbaar. naka ngeen di dundee feebar bi déjà amul benn sénégalais mara day taali boo xam ne dal na ko. non macha allah alhamdulilah ba fii ñuy wax ak yow moom. amul benn sénégalais bu mu dal yàlla bu mu fi dal kenn. allahumma amin. ndax ñun xam nañ système santé bi nga xam ne am na fii wax dëgg yàlla dañ ciy xalaat bu baax a baax ndax dëkk bu santé cher la fay feebar faju fi daf fee cher te mu métti lool. système sanitaire bi Turquie foofu noonu en général dafa nekk loo xam ne lu jafe la dafa cher. dafa xaw a cher xaw a métti lool moo taxit juguñ ci sensibiliser keroog ba fi feebar bi duggee ba léegi daanaka chaque jour. ñi ngi sensibiliser sénégalais yi. ñu gën a bàyyi xel ci liggéey bi looloo tax mu xaw a gën a métti ci ñoom ndax ñoom ñëpp ñu ngi toog seen kër yi di moytu. système sanitaire maanaam boo ñu ko doon waxal tey jii ku feebar pour nga faju Turquie nekkul loo xamante ne lu yomb la. non dafa xaw a cher nag parce que Turquie yi. pour nga feebar faju fi yomb dafa am assurance booy am. assurance boobu nag chaque weer daanaka da lay dikk lu tolloog 500 euros. non 100 euros. 100 euros par weer. par weer. loolu nag daanaka ñu bëri mënuñ ko. moo tax boo feebaree faju fi xaw na fi cher tuuti yàgg nañ koo jàmbat tamit suñ autorité yi. moo tax ñun juguñ nag di sensibiliser sénégalais yi pour ñu moytu. dëgg la. akam bu dara xewut la fi faju métti waxatuma laak bi nga xamee ne tey jamono jii nga xam ne àdduna bi lii da koo lëmbe te ñu nekk fi ay gan. dëgg la. te nag bu ku waxal yàlla rek xam na bu dara amee surtout lu mel nii seen waa dëkk la ñuy gën a favoriser que ni ñi nga xam ne ay étranger lañ. dëgg la. kon nag ñu ngi ciy sensibiliser waat sénégalais yëpp di leen di dalal xel yi tamit waa Sénégal. yéen a ngi ci jàmm bu baax macha allah. waaw ñu ngi si jàmm bu baax. ñu ngi sant ndax gën a wéyal rek li nga xam ne mooy sensibilisation bi. waaw tey jii rek boo xoolee cas bi ñoom ñi ngi am tey 3629 cas yoo xam ne positif la. 3629 yu positif. yoo xam ne moom positif na te ñu ngi ci 75 morts bi mu amee léegi. waaw loolu doy na waar yéeme na. waaw lu doy waar la état bi tamit ñun nag mënuñ lu may. dox ci sart yi nga xam ne moom la état bi teg ci seen réew mi te mooy ñu moytu. toog ci suñ kër yi ñu ngi ci nag. dëgg la. te dañoo déggoon ne fan yële ci ginnaaw dañu ne président dëkk boobu mu di Erdogan moom daf ne woon jàkka yi du ko tëj. waaw jàkka yi nag tëjuñ ko. nit ñi dañuy nodd rek. mais kenn du dem julli kenn julli jiwul. non kenn julli jiwul ba même àjjuma bii di ñëwee la même chose barki démb sax oote na ñu ubbiwaat jàkka yi ñëpp dem dugg ci di ñaan yàlla. waaye bu day tere du taxit dañuy jël ay matuwaay yoo xam ne distance yi ñuy wax ak masque yeeg gants yeeg yëpp dañ koy yor tamit fexe nañ daal ba def loolu waaye moom ñi ngi noddu mais demuñ di julli ji ci biir jumaa ji moom.
jërëjëf Mokhtar Sow sa contribution am na solo tey nga njëkk a dugg pour wax ci li nga xam ne moom moo di émission diaspora bi waaye nag dinaañ amaat yeneen ak yeneen yi waxtaan yoo xamante ne comme ni ma la ko waxee rek président groupe bi moom dafa leen ubbil antenne bi ngir ngeen mën a wax li nga xam ne moom ngeen nekkin seen nekkin foofu kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax moom nag je rappelle que mi ngi tudd Mokhtar Sow ma nga nekk fële ca Turquie doon wootee Istanbul ñu ngi lay jaajëfal Mokhtar. waa di la jaajëfal yow it di wax président tamit ñi ngi rafetlu bu baax initiative bi mu jël te muy dimbale moodu yi ndax aussi tamit buñ ne budget Sénégal moodu yi dañ ciy contribuer bu baax a baax tey lii am mu xalaat jëlaat ci loolu delloowaat leen ko waa Istanbul tamit ñi ngi koy tàllal loxo di wax tamit ne autorités yi bàyyi xel Istanbul nañ bàyyi xel bu baax a baax sénégalais yi fii nekk ndax lii ñu la wax nii bokk na ci li ñuy dund muy système santé bi xaw na fi doy waar kon ñu ngi lancé appel état Sénégal ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax ndax gis nañ statistique yi nga xam ne ñu ngi koy jàllale ci télé bi sax dañ ciy fàtte boole dëgg la très bien moo tax ñu bëgg tamit ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax ñi ngi rafetlu bu baax nag li nga xam ne moom la ñuy lay suivre gis nañ ni la diaspora bi ñoree télé bi tamit mu ki nga xam ne mooy PDG bi di Youssou Ndour tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax lii lu am solo la dëgg la tey dalal nañ xelu njaboot ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te seen njaboot ne Istanbul ndax wax dëgg yàlla fu ne la lay nit di woowee waaye nag su lii amee ba nga xam ne mën nañ ñoo dégg xam ne ñun sénégalais yi kat ñi ngi toog ci suñ kër yi li taxit feebar bi moo tax ndax ñoom ci seen bopp sax dépassé na leen d'accord kon ñi ngi ñaan yàlla sénégalais yi fi nekk répp yàlla na yàlla sàmm ñu amiin yàlla na yàlla wattu leen yéen waa Sénégal it yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla jëlee fi feebar bi ci lu gaaw a gaaw allahuma amiin yaa rabal alamina yàlla na suñu borom def dégg ak topp ndax waxtu wii nag waxtu ñaan la tamitam gannaaw docteur yaa ngi def seen wàll na kenn ku nekk jël matuwaayam ba noppi tamit ñu boole ci ñaan yi ndax ci la bokk ñi ngi koy jaajëfal bu baax moom Mokhtar Sow muy président fédération des Sénégalais de la Turquie donc mooy fàttali rek ne am na 2500 ci xayma rek yoo xamante ne ay sénégalais lañu macha allah yoo xam ne ñu nga foofule donc moom moo doon woote noonu di ñu expliquer ñoom ñi ngi en confinement depuis jeudi dernier donc nag ñi ngi koy jaajëfal wax na ne am na 75 personnes yoo xam ne décédé nañu yàlla na suñu borom yërëm leen yéexee ñu te moytu te dandale ñook jàngoro bi mu daña dal benn xeet ci àdduna bi ci biir loolu wax naa leen ko émission bi yéen a ko moom dañuy jël nag ki nga xamante ne moom moo di monsieur El Hadj Ndaw muy consul général bi nga xamante ne moom suñu xarit la yàgg nañ koo fekk Amérique moom El Hadj Ndaw muy def liggéey bu am solo moom nag moom la ñuy jël léegi ci ligne bi mu wax ñu ndax New York itam depuis mars bi passé tamit feebar ba dugg na fa ba daanaka sax dañoo tëj fi nga xam ne moom moo di New York ni mu toll ak ni fa sénégalais yi mel moo tax ñu ne dañu koy woo moom i tamit nemmeeku daal di xool nag li nga xam ne ñoom ban taxawaay lañ ci am ci li nga xam ne moom moo di jàngoro gi son excellence ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñi ngi lay nuyu bu baax di la dalal di rafetlu li nga xam ne moom moo di woote bi. di la gërëm di la wax nag nga nemmeekul ñu déjà yéen seen taxawaay bi nga xam ne moom ngeen am ginnaaw bi ñu la nuyoo ba pare di wax ne gëj nañoo gisee lool son excellence. dëgg la Kebs maa ngi lay nuyu bu baax di vraiment am mbégte jokkoowaat ak yow. di profiter ci occasion bi di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre TFM fu ñu mun ci nekk rawatina émission bu am solo bi émission diaspora. di rafetlu ci dëgg-dëgg sentiment bi nga xam ne moom la Sénégalais yëpp am envers doomu Sénégal yi nekk ci bitim réew. rawatina excellence monsieur le président de la République. moom it gis ngeen toujours daan xabar cette sortie daral ci loxo ñi nga xam ne ñooy Sénégalais de la diaspora yi. kon ci kaw loolu bettuñu yéen aussi ngeen boole ñu ci programme ngeen di def. di ci waxtaan ak ñun nemmeeku doomu Sénégal yi ñun ñu toogee fii. liñ ci mën a wax mooy alhamdulilah fii léegi may wax ak yow. amaguñu taawu sénégalais boo xamante ne feebar bi jot na ci moom. macha allah. dëgg la am na benn prévalence bu xaw a jéggi dayoo boo xam ne mi ngi koy am fii ci États-Unis rawatina ci New York.
parce que bu ñu demee banaan fii ñu toll nii ñu ngi ci presque 22 000 cas à New York City. New York rek donc 22 000 loolu xaw na di mais alhamdulilah suñu mbokku sénégalais yi ils ont bien reçu le message. yi nga xam ne moom la njiitu réew mi waxoon ne leen fexe leen ba consigne ñi leen jox au niveau local ngeen respecté ko. ñu ngi ciy dox bu baax ba yàlla def na consigne ñi ñuy jox ñu ngi ciy dox. confinement bi nga xam ne gouverneur de New York jël na ko comme décision depuis dimanche. sénégalais yi ñu ngi koy respecté bu baax en tout cas fii ci New York mais aussi président d'association yi ma waxal yëpp nee nañ ma ñoom aussi sénégalais yi fa nekk ñu ngi respecté confinement bi te amuñu daal benn problème fii may wax ak yéen. dëgg la son excellence moom dëgg la Covid 19 bi am na prévalence bu inquiétante fii ci États-Unis mais nag yàlla ngi defal sutura sénégalais yi fi nekk amaguñ ci jafe-jafe. macha allah yàlla bu ko ci kenn am mu mel ne nag son excellence li nga xam ne moom moo di liggéey bi ngeen di def ci consulat bi bu am solo léegi nan lay demee da ngeen a restreindre wala da ngeen a tëj wala da ngeen di def li ñuy wax télétravail. waaw fi ñu toll nii moom xam nga bu ñu demee ba ne New York. le gouverneur a pris une décision pour que lépp loo xam ne du liggéey bu essentiel ci dundin ni New York nañ ko arrêté. te toog ci kër yi donc ñun dañuy respecté loolu. mais nag du tere ñuy def télétravail. nekk ci suñu kër yi. mais bu ñu amee des situations d'urgence. cas de force majeure par exemple ñu ñëw taxaw ci. semaine bi par exemple am nañu ay cas yoo xam ne ñëw nañu fii toppatoo ko. notamment bi nga xamante ne am na ay compatriotes sénégalais yi nga xam ne yàlla def na ñu ngi ñëwoon fii bloqué waroon ne dellu Sénégal. yàlla defee loolu amit président de la République sensible ci doxee les instructions pour que ñu nit ñu taxaw ci fexe avec Delta lu ñuy fexe ba compatriotes yooyu dem. donc ci noonu xam naa du ñàkk dégg ngeen vol bi nga xam ne jóge na fi mardi. waaw pour egg si Sénégal. yóbbu ay compatriotes sénégalais. ba ñu demee aussi ñoom ñu comprendre ne bu ñu ñëwee dañu leen di mettre en quarantaine pour 14 jours. kon ci noonu la ñu nekk. pour période d'incubation bi. ñu fonctionner à 100% waaye nag ñu ngi fexe. lépp lu fi am ci cas d'urgence nos compatriotes yi fexe nañ ci taxawee seen kattan. dëgg la ci biir loolu taxawaay bi nga xam ne am na ko du New York kese mais yeneen yi nga xamante ne tamit muy ci état yi aussi am nañu nouvelle sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk te xam nañu ne daal ñeen a ngi nemmeekonte ñi xam ci lu ñu toll. voilà loolu moom dañ ci dolli sant yàlla sénégalais fu mu nekk day faral di bàyyi xel mbokku sénégalais ba tax na sénégalais yi nekk ci yeneen état yi aussi ñu ngi nemmeeku wante waaye liñ ci gën a yëg sax mu gën a vraiment déggal ñu trop mooy que dañu gis ne ressources yi nekk ci communauté bi ñoom ñooy génnaat bi wane seen disponibilité je prends l'exemple de docteur par exemple médecin yi fi nekk ñi nga xam ne dañu am expérience ci mbirum kër docteur ñoom ñooy def des émissions di gën a renforcer li nga xamante ne moom la autorité locale yi di wax di leen gën a yee suñu compatriotes yi ci nan la ñu war a def di gën a amonter di gën a créer des barrières entre ñoom ak li nga xam ne mooy tawat bi dëgg la donc loolu doon loo xam ne dafay fàttali rek li ñuy wax toujours ci sénégalais yi mooy que fu ñu mën ci nekk saa bu ñu waree booloo nekk benn dañuy booloo nekk benn élan boobu nag gis nañ ko aussi au Sénégal bu ñu rafet ko trop te ci tey gis nañu mu continuer muy ni Sénégal yëpp doonee benn nekk derrière le président de la République moo ñu si mën a génne ko ñu taxaw comme un seul homme jànkoor tekat li nga xam ne mooy Covid-19. jërëjëf son excellence ñu bàyyi la nga wax rek kàddu yu mujj laataa ñu lay bàyyi rek nga dem ci yitte yi confinement bi foofu moom parce que moom la ñuy jël toujours en exemple di wax ne ni New York toll bu ñu demee ba nit confiné nañu nit ñi tëj leen kon nga xam ni feebar bi yaakaar naa ne war nañ cee war a gën a mën a taxaw ndëgam yu dëkk yu ñuy wax dëkk yu mag yi ñoom ñoo ci taxawee nii ragal ko ñëpp a ko ragal di jéem a fexe nan la ñuy def ba am solution asamaak ñun suñu réew yi. def si li nga wax noonu rek la demee loolu moom mooy résumé bi. parce que bu ñu demee ba nga xam ne New York ak li fi nekk ci yitte. bu ñu demee ba ñoom nangu confinement.
kon ñu war a nangu ne que lii c'est un problème extrêmement sérieux maa ngi di profiter di ñaan suñu bopp sénégalais yi ñu jël ci exemple ni nga ko waxee xam ne bu tollee foofu rawatina ñun ci Sénégal kon nag li nga xam ne mooy li autorité étatique yi jël pour que ñu toog suñu kër nañ ko gën a bàyyi xel toog suñu kër parce que defe naa ne mbir mi toll na foo xam ne pour mucc ci muccal ci say mbokk muccal ci aussi ña nga dëkkal bàyyi xel toog ngir ñu mën koo gën a contrôler kon gën koo mën a saytu defe naa ne loolu mat a bàyyi xel la jërëjëf waaye may profité ndax xam naa ne TFM bëri na ay Sénégalais de la diaspora yu koy seetaan ñàkk sama mbokk yi nekk Amérique ñu koy seetaan ma leen di gën a ñaaxaat rek ci gën a bàyyi xel li nga xam ne mooy li ñuy gën a ñaax mbokk yi muy di jëm ci bu ñu leen confiné ngeen toog seen kër bu ñu leen waxee ne ngeen jël yéen disposition sanitaire yi ngeen jël ko ngir mën a fexe ba daal gën a sàmm seen bopp ba tawat bi yàlla musal ñu ci amiin Kebs maa ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant ci invitation bi ngeen ñu invité. merci beaucoup son excellence yow tout le temps dañu lay war di woo di la nemmeeku di xool liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ndax nag moo nekk foofu les je rappelle ci New York nag toogal fa ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ci biir loolu ba tey wax naa leen ko seen émission diaspora yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy doog a jël en cours jàpp leen ne moo ngi nii mardi bu jot ak jeudi bu jot ngir nag ñu ubbil leen antenne yi ñu mën a waxtaanee sujet boo xam ne soxal na képp koo xam ne yaay doomu réew mi nekk bitim réew ak ñi nga xam ne ñoom la ñu bàyyi fii tam parce que da leen a concerné au plus au point ñu jël léegi nii ki nga xam ne tamit dañ koy jël léegi commencé ak moom Apulaay ku nekk en ligne. allo c'est voilà Abdoulaye Bar Diouf. waaw Abdoulaye Ba ñi ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di nuyu Kebs. ñi ngi rafetlu li nga xam ne moom moo di sa woote je rappelle que yow yaa ngi woote yow sénégalais de Brescia nga bien que yaa ngi Dakar actuellement ñi ngi lay déglu. waaw maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu waa diaspora bi. di nuyu waa Italie. di beral nuyoo waa Brescia ak waa Bergamo. bu ma jógee foofu ma nuyu waa réew mi. li ma bëgg a wax mooy une chose simple. ayca. xam nañ ma ci ñaari volet muy consultant sport. mais consultant en immigration tamit la. dëgg la. ci office ANOLF à Brescia. ok. kon am naa ay informations sur ce qui se passe en Italie. loolu nag damay permettre ma aider ñi nekk ci biir réew mi. Italie li nga xam ne moo fa am. jéggi dayoo. wante nit ñi xam que ni bu ñuy wax confinement. parce que muy sur mën na dugg ñàkk. dégg-dégg bi neexul de Abdoulaye am na tuuti problème. waaw dama ne virus bi. waaw da ngay wàññi kii bi télé bi nga jege sa téléphone. waaw dama ne virus bi. mën na dugg ci dëkk lu yàgg te kenn du ko yëg. ndax fu demee ni Italie ñaari chose lañu accusé ne moo waral di fa am fa. mooy lan. feetu Brescia bi le 15 février muy feetu San Faustino. ñu ne moo tax virus bi propagé wu. à Brescia. ak Valence bi Atalanta Bergame. Abdoulaye est-ce que duñ ko woowaat Apulaay parce que leerul xaw ma Skype nga xaw ma kii nañ xool rek wala mu woote waat bu ko defee mu mën a dugg participer yow mi nga xam ne yaa toog di seetaan également 88 628 la 22 22 nga mën a woote participer ci émission bi mi ngi doon wax point bu am solo moom consultant la en immigration yàgg na fi nga xam ne moom moo di Brescia waaye mi ngi wax ni am na benn fête boo xam ne amoon na au mois de février muy rek li nga xamante ne moom lay wax rek ci propagation lii nga xam ne moom moo di virus bi moom la jàpp ci xalaatam ne bokk na ci li nga xam ne moom moo tax Italie tamit nekk ci situation boo xamante ne
dafa dem ba yéeme personne ne s'y attendait te pourtant système de santé bi nga xam ne moom moo am Italie ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di faj bokk nañ ci ñi gën a xarañ ci àdduna bi waaye gis nga bi mbir mi ñëwee wax naa leen l'infiniment petit mooy yëngal àdduna bi yëngal le monde te kenn xamul fu mu nekk li la ciy may nga mucc ci nag docteur yaa ngi ci ñi ngi waxit gindi benn loo xamante ne am nañu yaakaar ne mun na koo saafara bu ci ñëpp àndee gis nañu France sax tey jii taxawaay bi nga xam ne am na ko ci mu di chloroquine loolu duñ ci dugg di ci sori waaye ñuy ñaan rek mu doon piste boo xam ne dina mën a permettre de sauver des milliers de vies parce que nag métti na ñu jël ko ba xam allo. allo. waaw. waaw je suis là. voilà Abdoulaye allez-y yow rek la ñuy déglu. waaw dañu accuser feetu Brescia boobu. accuser match bu Atalanta. muy Bergamo ak Valence. parce que doon dem San Siro. pro bi ñu jël. yaakaar ni ci lañ jëlee virus bi. dëkk yi nga xam ne muy Bergamo ak Brescia am fa bare. yooyu lañ accusé biñ ko accusé ba pare affaire bi toog na ay moment yu mu door def situation bi. Abdoulaye booy commencé wax day normal mais dafa mel ne da ngay déplacé wu. waaw da ngay voilà fii nga nekk rek ngay kii sinon rek nit yi dégg-dégg bi du neex te àddunaa ñuy seetaan. waaw système de santé bu Italie surtout Brescia. waaw kay. hôpital bi mooy 4e hôpital de l'Union européenne ci performance. quand même. waaw muy hôpital boo xam ne tey mu ngi nekk ci ay difficultés. avec de bons professeurs même d'ailleurs ñoo ngi wax ci chloroquine bi. mais am na benn professeur boo xam ne moo ngi ci ville di Brescia muy Francesco Castelli nee na. ñoom Avigan lañ gën a utiliser Avigan. bu ko jaay jël. ok léegi. waaw. Abdoulaye est-ce que mun nga ñëw ak ñun ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ak Italie tey jii lan la ñu mën a def pour dalal seen xel itam parce que nag ku mu doonoon yow itam métti na ñàkk a nekk sa réew rek dafa doy waar waaye itamit boole ci li nga xamante ne moom moo di rek toog am psychose li nga xam ne mooy jàngoro bi ba noppi itam ñu confiné la ci sa kër yombut waaye il le faut pour respecter yenn règles yi lan nga ciy wax. waaw lii mbir mi ni muy déparé mooy ku nekk Italie. avant tout sa famille bi nekk Sénégal mooy sa priorité. dëgg la. ñoom dañuy fàtte seen bopp ndax waa Sénégal. dëgg la. waa Sénégal ñoo leen war a dalal. bu leen waa Sénégal dalalee. ñi nga xam ne ñoo ngi nekk foofu bu nit ñi wax affaire discrimination du fa am. ku nekkoon ci yoon la nga waroon a def nga di ko def. yor këyit yu normal la nga war a liggéey nga doon ko liggéey situation yi ñu taxaw Italie fu mu gestoo les Italiens dinañ dafa gestoo kon waa Sénégal lépp ci ñoom la dépendre ñoom ñoo mën a jaxase ñoo mën a defar parce que loolu ma la waxoon léegi moo am ñi nekk ci réew mi aussi nañu xam ne waa Italie bëggaluñ leen lu bon ci situation bu ne waa réew mi lañ doon xalaat waa réew mi la ñuy xalaat ba fàtte seen bopp moo tax nag quelquefois jàppoo bi mooy lan li ñu yëg fii ñun ñee di ko yëg bu booleendoo ko mu doon benn dëgg la Abdoulaye am na tam feneen fu ma bëggoon nga ñëw parce que tey jii tamit ak lu mu munti doon doomu Sénégal lañu ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye chaque fois bu ñuy dégg li nga xam ne moom moo di cas importé mënuñoo wax lim te waxuñu li nga xam ne moom moo di cas importé yow tey jii lan nga ci mën a wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay déglu mu mel ne responsabilité la. waa cas importé bi pour ma leeral nit ñi. ñi nga xam ne dañu doon ñëw. xam nga man maa ngi ñëw le 15 janvier au Sénégal. mare d'Italie loolu bu fekkoon ne contacté woon naa ko Italie. avant mooy ñëw le 15 janvier mën naa egsi ba fii mu feeñ ci sama yaram. li may conseiller les Sénégalais qui sont venus de l'Europe. ou ailleurs dans le monde. ñoom def sax du ma leen ko signaler ndax xam nañ ko. quelquefois dinaa dégg benn communication yenn autorités yi di ko def bàyyi yenn nit ñi. mais ces gens-là qui sont en Europe affaire santé duñ ko daw ku ci ñëw di nga jël say responsabilité dem
ñu waaw moo tax ma ne dépassé nañ stade boobu léegi dañu bëgg li nga xam ne moom moo ci des am na période boo xam ne mooy période d'incubation 14 jours yi loolu laa bëgg nga communiquer ci loolu. waaw loolu li ma ciy wax les Sénégalais de l'Italie ñi fi ñëw. ok. nañu dem ci structure de santé yi. ñoom xam nañu lool te doon nañ ko def Italie. yéen bëgg ngeen Sénégal bëgg ngeen Sénégalais yi. bu kenn docteur du communiquer la que muy recevoir. lu prix ci yéen. yéen dem leen auprès des structures de santé ngeen signaler seen bopp ñu xool leen. bu leen nangu ab nit di jël ci koñ ak téléphone di woote structure de santé yi loolu dafa mel ni da leen di jéem a ridiculiser. yéen a ko war a bañat bopp ndax ba ngeen nekkee Europe yéen a nga fa am tessera sanitaria fu demee ni Italie nga xam ne tey jërëjëf waa Italie parce que accès à la santé kooku doon wax Turquie Italie le clandestin même est soigné parce que l'italien dafay bañ nit ki bu feebaree mu wàllu communauté moo tax feebar dinañ la faj Italie du sànni am na parti xénophobe bu Umberto Bossi doon na ko jéem a créer mais as droit de l'homme yëpp a jóg xeex ko ba mu tegaat ko ci suuf. kon li ma mën a jàpp mooy que système de santé Italie bi moom boo feebaree jafe-jafe bi sénégalais yi nekk Turquie amu fa. non loolu amul Italie te nag bu ci nit ñi wax naan ab nit ku ñuul bu ko touchons du bois ou disent les Italiens tocchiamo ferro naan bu nit ku ñuul bu ko coronavirus dalee ci structure de santé tubaab yi la ñuy favoriser loolu existe wut Italie. Italie du ko def Italie. Les gens sont traités au même pied d'égalité. loolu c'est bon à savoir. ci santé. jërëjëf. merci. jërëjëf Abdoulaye li nga ñu apporteel am na solo lool mu mel ne yëf yi responsabilité la ndax itamit kenn ku ci nekk boo amee jafe-jafe sa réew ngay xalaat moom ngay xalaat waaye nag ni ma xamee immigré ak ni ma xamee ni ñu amee jom ak ni ñu nangoo liggéey ak ni ñu bëggee seen réew ak ni ñu fonkee seen réew nee naa leen immigré rek moom mooy joxe dépense ba noppi te du lekk. immigré moom mooy yónnee dëkkam ba pare nag daal di toog moom ci ay conditions yoo xam ne yu doy waar la fu ñu mën a nekk li problème bi di jafe-jafe xalaatatuñu seen bopp ñi ngi xalaat famille yi nga xam ne moom la ñu bàyyi Sénégal xamuñu taw xamuñu naaj seen àdduna yëpp liggéey la te lépp lu ñu liggéey rek xalaatuñu yóbbu ko fenn xalaatuñ koo téye dañ koy yónnee ci réew mi ba moo war a tax ñëpp respecté leen à hauteur de li ñu leen respecté kuy dugal 1200 milliards ci sa réew loolu defe naa ne du lu ndaw nga xam ne aide yi nga xam ne moom la ñuy am sax muy soqee ko di jugee ci ñi nga xam ne mooy yeneen réew yu mag yi sax li nga xam ne moom la immigré di dugal moo ko ëpp fuuf kon ñu leen fonk lañ yu leen naw lañu mais dafa am responsabilité boo xamante ne dafa war a am te yaakaar naa ne ni immigré du mel noonu bëggee réewam noonu ba pare am lu ko dal mu yëg ko ci yaramam di ko def exprès ñëw ba pare di làqatu wala muy am fu mu nëbbu dañ koy dégg ci réew mi moom la ñuy waxtaane fii ci diaspora donc moo taxoon nag ñu jël ci Abdoulaye boobu ne moom mu dugg daal di wax li nga xam ne noonu la gisee mbir mi lancer un appel ndax soññu du doy lii c'est pas une maladie de la honte amul kenn koo xam ne jomm na la yàlla sunu borom mooy tegee ñuy ñaan mu teggi ñëpp ñoo xam ne dal na leen di ñaan itam mu bañ a dalati kenn te képp koo xam ne am na loo yëg sa yaram rek boo demee numéro vert bi ñëpp miin nañ ko buñ ci mënee woote rek muy immigré bi muy sénégalais muy képp koo xam ne rek am na loo yëg ci yaram Sénégal defe naa ne am na taxawaay prise en charge bu ñu lay defal 100% boo xam ne doo mën a lor sa bopp du te lor keneen loolu defe naa ne am na solo kon sens des responsabilités la ñuy woo foofu ñu ngi lay jaajëfal bu baax Abdoulaye ñu jël nag keneen ki nga xam ne moom moo nekk en ligne allo. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm soxna si. waaw jërëjëf soxna Ket. maa ngi nuyu waa TFM yépp. ñu ngi lay fay bu baax. d'abord di nuyu président bi ki nga xam ne moom mooy jiite TFM muy Youssou Ndour. di ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. di nuyu aussi wax dëgg yàlla président bi son excellence monsieur Macky Sall bi nga xam ne moo jiite réew mi tey. di leen sant di leen gërëm di nuyu ñi ngi ko bokkal yépp émission bi. dëgg la tur bi nan la. soxna Seynabou Niang Maroc. soxna Seynabou Niang waaye yow rek la ñuy déglu. waaw soxna Seynabou Niang Maroc je suis une voyante loolooy sama liggéey. di ñëw rek di waxtaan ci li nga xam ne moo xew ci réew mi lëmbe réew mi. gannaaw nag ba ma sante yàlla ba pare julli Seydina Muhammad sang-sang yi di gërëm waa àdduna. di gërëm nag tamit wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñoo di médecin yi. d'abord dëgg la. di wax ni feebar bi nekk na feebar boo xam ne
dafa am lu ci rax te li ci rax dama bëgg àdduna yëpp xam ko ayca ndax bu ñu demee ba ñu ne julli dañ koy tere dajaloo bi la ñuy tere mais man su ma sañoon comme dama am lu ma leen waxoon lancé benn appel avant li yëpp di am ne leen nañu saraxee ay kaamir ci 5 frontières yi ci juróomi frontière teg ci li mu xaalis ñu wàccee kaamir yi am na lu ma yàlla wonoon yaakaar naa ne adduna xam nañ ci dara mu ngi ci internet bi di wax ne rek ñun ñëpp nañu góorgóorlu rek xeex ko parce que dafa am loo xam da cee laxasu muy ñu xeex l'islam parce que ñiy xeex l'islam yàgg na ci adduna dafa mel ne nag Afrique la ñu nekk ak Sénégal aussi am nañu ay réalité kër docteur a ngi def liggéeyam waaye moom nee na voyante la moom soxna Seynabou xam nañ ko bu baax mu nekk jàmbaar joo xam ne yaakaar naa ne bi Sénégal di football am na lu mu waxoon te loolu nit ñi ñëpp teg nañ ci seen bët am na nag ñu koy nu muy demee dañuy jël poids yi bu ñu essayé fii léeg-léeg nga dem Sénégal sax faju ci docteur ba yàgg ñu ne la gisuñu dara bu ko defee nag nga daal di dem ci maama ni kon moom voyante la mais Maroc la nekk soxna Seynabou Niang allo. waaw allo. waaw soxna Kett. waaw. dafa am lu ma leen waxoon. Ndoye Bane moomu yaakaar naa ne il est au courant. kon bu ma yàlla mayee loolu. kon nit ñi war nañoo xam ne yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci doomu aadama. li ma yàlla may nag ndono la. parce que lii yëpp gisoon naa ko ba wax ne nañ wàccee kaamir yi ci 5 frontières yi. parce que Sénégal nag kenn gënu leen a baax kenn gënu leen a lislaam ñu ngi gërëm tamit kilifa diine yi nga xam ne ñoo fa tëdd. waaw jiital ci Cheikh Ahmadou Bamba. ba ci wax dëgg yàlla maam Limaamu Laay Yoof bi nga xam ne noo ngi ci Cambérène ci suufam ci tëdd. dëgg la ak Cheikh Sadibou waxeet bi Chérif maam. dëgg la léegi soxna Seynabou yow lan nga gis. allo. allo. waaw ma ne lan nga gis. dañoo war a saraxee wala dañoo war a sang réew mi. mooy su ma sañoon. jumaa yi. comme dajaloo bi la ñuy bañ. na imaam yi kenn ku ci nekk ànd ak kenn bu waxtu jotee ñu nodd. man loolu laa gëm. ñi ci des nag tey ay 2h40 tey na ñëpp jóg. bu ñëpp jógee 2h40 ñaan ci yàlla. boobu temps yonent bi day taxaw. ñu ñaan ci yonent yàlla ñaan ci yàlla def ko jàmm am ci Sénégal. jërëjëf soxna Seynabou Niang moom mi ngi wootee Maroc Sénégal la ñu nekk aussi tey ñaan kenn xamul ban gémmiñ mooy tombé amin nee na tey bu 2h40 jotee na ñëpp jóg julli kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom soxna Seynabou Niang woote foofu ci Maroc jotuñu ko laaj sax situation sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Maroc na muy demee waaye xam naa ne du ñàkk ñu ñëwaat ci ba tey rek on poursuit seen émission diaspora ma wax leen rek ne leen fépp ci àdduna bi fu waay mën a nekk rek ñi ngi massawu bu baax nga xam ne ñoom ñoo nekk fépp ci àdduna bi ba noppi seen xel yi nekk fii ci Sénégal Apulaay am na ay image yu ñu am nañu dem xooli ko après ñu dellu si waat ñu dem xooli image yi ñëwaat. Burası Pendik Meydan. Bir yaşlı amca da hakkın rahmetine kavuştu. waaw mu nekkoon ay image yoo xam ne xëy na lépp duñ ko mën a wane ndax dafay xaw a choquant tuuti may wax leen rek ne leen am na yeneen i point yoo xam ne war nañ ko waxtaane ndax itam fi nga xam ne moom moo di Cotonou am na loo xamante ne jot nañ ko faa nemmeeku mais dafa am lu ñuy saluer lu am solo dafa am 12 sénégalais yoo xamante ne ñoom ñoo jóge woon fii di li nga xam ne moom moo di Dubaï bi ñu jógee Dubaï nag fekk nag tëj nañu mesures yi bi ñu ko waxee ba pare mu fekk na ñoom jóg nañu ba pare d'après li ñu wax ñu daal di fay jógee dem fi nga xam ne moom moo di jël Éthiopien dem fi nga xam ne moom moo di Addis Abeba ñu nekk nag fi nga xam ne moom moo di Éthiopie bi ñu fa nekkee nag ñu càng fa waaye bi ñu cangee itam ñu wax autorité yi dañoo bëgg jàll Bénin wala bu ko defee daal di mën a ñëw Sénégal 12 sénégalais la ñu woon mu nekkoon lu jafe lool waaye ki ñuy wax nag autorité yi am jéego bu am solo boo xam ne def nañ ko ci jàppandalu ki nga xam ne moom moo di soxna Oumou Sarr moom moo nekk fi nga xam ne moom moo di Canada
yore nag benn kuréel bu takku ñu daal di leen di nemmeeku sénégalais yooyu jël leen yóbbu leen ba fi mu nekk nii jël nañ seen vol ñu dalal seen xel rek seen mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii autorité sénégalaise yi jàppale nañ leen ba yóbbu leen fi nga xam ne moom moo di Bénin léegi nag ñu ngi leen di xaar laataa ñu ñëw Sénégal nag dañ leen di téye foofu 14 jours yoo xam ne dinañ xool ba xam kenn amul sa yaram loo xam ne nekk na ci pour ñu mën a ñëwaat fi nga xam ne moom moo di seen dëkk loolu nag muy wane ne bëri na ñoo xam ne jógoon nañ ba pare nekk ci frontières yi waaye luñ ci yëg rek dañu koy régler lijjanti ko te loolu la ki nga xam ne moom moo di soxna Oumou Sarr daal di def nag ànd ndaw ci ki nga xam ne moom moo di son excellence ñi nekk foofule ca réewum Togo xam naa dinañ ñëw ak ñoom waxtaan ak ñoom ci loolu ñu jël nag kenn ki nga xam ne moom moo nekkaat en ligne rek ngir poursuivre waxtaan bi ndax moom lañ leen andil ci émission bi confinement début de liñ naan du confinement à moitié moom moo waral sax ngeen gis ñu jël mesure de précaution yi ba andiluñ leen ay invités yi ñi nga xam ne ñoo mën a waxtaanee seen xam-xam màcc lool ci li nga xam ne moom moo di wàllu diaspora bi mais dañuy jël kenn ki nga xam ne moom moo nekk en ligne rek Apu allo allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waa sëñ bi naka la noo tudd tur bi nan la ak foo ñuy woowee. man la Ndiaga Seck. ah. Ndiaga Seck. Ndiaga Seck. waaw. waa Ndiaga fooy wootee. maa ngi leen di woowee ci Sénégal. Sénégal. waa yow rek la ñuy déglu Sénégal ci fan précisément. fii nii ci Géejawaay Cité Aline Sow. Géejawaay waa ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di la bàyyi kàddu bi. semaine passée woon naa la ci émission bu la wees woon mais da nga jaawale quoi di Jabel Seck. ah. ma ne semaine passée woon naa la ci émission bi nga mujj a def. waaw mais xam naa da nga déggul sama tur bu baax ni Jabel Seck quoi. ah yow yaa woote woon di wax ci initiative solidarité bi nga xam ne war nañ ko mën a jël pour jàppale waa Tek. waaw kay ñëwal yow rek la ñuy déglu. waaw man comme li ma la waxoon keroog rek ci laay delluwaat. pour ñun ñi nga xamante ni comme man maa ngi ci dëkk boobu noonu am problème yi muy Madrid. foofu am nañ fa ay daayira am nañ fa ay njiit. am nañ fa ay nit ñoo nga xamante ni lu xew ñoom ñooy jóg taxaw wax. mais su ma sañee lu mel ni ñoom. ndimbal dina am ci suñu biir. ndax waxuma ki nga xamante ne moo nekk Sénégal. wala ki nga xam moo nekk Europe war a yónnee Sénégal. mais avant lii di am depuis décembre. fekk na gouvernement bi tere fa njaay. kon imaginer depuis décembre ba léegi ku fa nekk war a dund war a fay lu yaas war a yónnee Sénégal. yéen décembre la ñu tere foofu am njaay. depuis décembre. boo jotewut ak dara jàngoro bi. boobu jàngoro bi sax génn kon nag. kon xam nga kon affaire bi metti woon na avant lii. kon nag léegi nii te ñun am nañ fa ay njiit ndax ñu ngi may fàttaliku sëñ Abdou Aziz bi mujjee ñëw Europe. te mu doon wax ci problème mu daayira. ndax mu ni daayira. ñëpp ko moom ndax tey bu jaaxle amee rek nan jël ñun ñëpp ci daayira ñun ñu defaru ci suñu bopp. comme li may fàttaliku rek comme que ñun am nañ fa ay njiit am fa ay daayira am fa ay association fu mel ni foofu noonu kenn du fay téléphone. te ñun ñëpp mën na noo waxante suñu biir ndimbal bi ñuy defante ñu dimbali ko am na muudu yoo nga xam ñoo tane ñeneen ñi. yow ndax jokkoo nga ak ñoom. waaw man maa ngi jokkoo ñoom. chaque jour. ndax man ci dëkk boobu laa dëkk am naa fa soxna fa laa nekk. juste problème bi am ci laa bëgg na ñibbi mais mënu moo a dem fekk ñu tëj dëkk ba. dëgg la kon fi mu ne yéen a ngi koy organiser foofu ci Madrid. non man loolu laa bëgg. pour yow moom nga bëgg ci lu mel ni nga xamante ne TFM comme que ñëpp a ngi koy seetaan ci àdduna bi. dëkk bu nekk ña fa nekk. ñu mën a am. solution la ay njiit ñu ni kii de. dëgg tey la ki am 2000 euros. mën a dimbali wala ki am 200 euros mën a dimbali. loolu lépp tey fu mel ni Madrid am na taala jenn. jumaa jàng fa. loolu lépp am na fa te mën na noonu ndimbal boobu noonu mën naa daw ci suñu biir. lu mel ni genre programme yi. ñu jàppale na ci. nga xamante ne nag ku nekk di nga xam fa nga jëm ak ka lay dimbali fa mu nekk. ci loolu laa doon sàkku ndimbal. dëgg la boo xam naa la bële paase mais dafa daggan. man daal xam naa ne pour ñun ñu toog di xaar ndimbal bi nga xam gouvernement mi ngi koy yónnee foofu. mën naa yéex wala boobaak léegi. dëgg la maanaam daal da ngaa bëgg ñu jëlal seen bopp initiative boo xamante ne dinañ mën a jàppale solidarité juddu ci. xalaat bi am na solo wax na ko keroog ci solidarité boobu gis nañu élan de solidarité yoo xamante ne te Madrid dafa nekk foo xamante ne ci Espagne wax dëgg yàlla ñi ngi massawu suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk di ñaan yàlla mu musal leen
ndax pandémie bi dafa laal bu baax a baax te Madrid dafa bëri ay sénégalais macha allah yàlla na leen yàlla sunu borom taxawu xam leen ne ñoom ñi ngi fi pour yéen et que ñi ngi leen di déglu di leen nemmeeku di leen seet saa bu nekk moom nag mi ngi wax lu am solo mooy solidarité. parce que solidarité dafa war a juddu ci initiative yu mel nii boo gisee ñu samp li nga xam ne moom moo di daayira pour loolu la réew moo dem rek am na fa daayira muy daayira murit muy daayira tijaan daayira xaadar am na daayira yu bari yoo xamante ne dafay am te daayira day régler problème yu bari bu weesoo njàngale mi nga xam ne da koy njàngale ngir bañ xale yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy famille bi fàtte li jëm ci seen wàllu diine dafay am beneen rôle boo xam ne da koy jouer maanaam bu nit génnee àdduna wala bu nit amee ay jafe-jafe dañ ciy taxaw bu baax a baax donc nekk na loo xamante ne nii lu am solo la ci li nga xam ne moom moo di immigration moom nag am na xalaat boo xam ne jox na ko waaye fekk na itam am na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi xalaatee bu dul ci daayira yi di ci association yi kon yaakaar naa ne war nañ koo gën a déglul appel bi nga xam ne lancé na ko pour mën a jëm ci solidarité ki ñuy wax tam Émile Ndiaye mi ngi am loo xamante ne yi mi ngi koy préparé mu jëm ci wàllu solidarité loolu yëpp ngir nemmeeku ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen famille fii parce que nag bu ñëpp jógee di def élan de solidarité bokk na ci immigré yi tam ñu am ci li ñu yëngu suñu xarit tamit Mame Sokhna Lo également mi ngi waajal initiative boo xamante ne bu am solo la ngir mën koo séddale ñi nga xam ne ñoom ñoo di démunis yu nekk fi mu mel ne Sénégal fi mu toll nii ñëpp a am élan de solidarité boo xamante ne dañoo jël rancœur yëpp teer ko teg lépp ci suuf ngir mën a jëm ci kanam aller de l'avant ndax loolu moom mooy Sénégal te loolu la ñu soxla pour gën a dem ci kanam Apulaay bu fekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi rek ñu daal di koy jël allo allo salaamaaleykum. salaamaaleykum maa ngi TFM. waaw yaa ngi TFM tur bi nan la. Ndoye Youssoufa. Youssoufa. foo ñuy woowee. maa ngi wootee Somone. Somone ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Somone yëpp yow rek la ñuy déglu. Ndoye Youssoufa. waa Youssoufa ñu ngi lay déglu waa. maa ngi leen di ziar. yow rek la ñuy déglu Somone. allo. waa di rafetlu émission bi. man daal benn message rek laa am bu ma bëgg a lancer. ayca. waa cas bi critique na garaaw na. maa ngi ñaan bépp sénégalais fu waay mën a ne ñëpp toog seen kër. liggéey dëgg la waaye naka la ko olof di waxee njëriñ loo fekkee. njëriñ loo fekkee dëgg la. waaw ñun aussi dañoo am suñuy rakk diaspora bi am suñuy mbokk ci diaspora bi. donc ñu ngi dolli ñaan di ñaanal ñëpp. di leen ñaanal yéen aussi seen initiative bi rafet na. wax dëgg yàlla yéen a ngi ci jàpp bu baax heure bi aussi mënoon na leen fekk seen kër yi yéen it. mais di leen yokk ñaanal rek quand même. amiin amiin waaw ñu nekk nii nag lenn rek laa am lu may wax. am na foo xamante ne buñ fa tolloo nit ku nekk yaay jël say responsabilité. dëgg la. muy mag ndaw. su mu nekk nii wóor na ma ne instant yi nii autorité yi kenn nalawul. ñun ñooy tëdd di nalaw di fontoo policier yeeg yooyu. du yoon de. ñoom ñi ngi si tali bi ñeneen ak ñeneen ku nekk yaa ngi sa wàll yaa ngi bay sa wàll si tool bi. dëgg la. ñëpp ñoo moom dëkk bi nañ ko rafetal. ñu jëfee ndigal ni ko autorité yi waxee. bu ko defee bu boobaa problème yi yëpp dina jàll te jeex. dëgg la. bu ñu fàtt aussi ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw wax dëgg yàlla. am na ay image yoo xamante ne boo ko xoolee ci fi Sénégal toll tey jii nii sa yaram day daw ay maire yoo xamante ne ay guddi la ñuy dox pour war a ñibbi fu sori. loolu sama yaram daf si daw. di ñaan rek di dolli ñaan na policiers yi dawal yërmande encore. ngir jëmmi rasulilah loolu laa moom lu may wax. dëgg la jërëjëf merci à vous courage aussi. jërëjëf wax bi am na solo mu mel ne soññ na nit ñi rek ci ñu toog seen kër yi ndax nag bu takk der yi di def seen liggéey ki nga xam ne moo lay wattu booy nelaw ki nga xam ne yow da ngay tëdd di nelaw muy dem fu ne nekk ci frontière yi di daan dooleem di liggéey boo mënee tëdd tey nelaw ba yandoor xamal ne takk der yi ñoom ñoo tax kon kooku bu jógee ñu sant leen mission ñu koy def li war mooy ñu bañ leen a fonto te bàyyi leen ñu liggéey seen liggéey lu am solo nga wax ñu jël ki nekk en ligne allo salaamaaleykum
maaleykum salaam asalaamaaleykum. waaw sëñ bi na nga def yëkkatil baat bi tuuti. waaw na nga def. waaw Kër si yéen a ngi ci jàmm. ñi ngi sant yàlla bu baax tur bi nan la ak fooy wootee. man Abdoulaye Ngom maa ngi woote depuis Allemagne. Abdoulaye ñi ngi lay nuyu di nuyu waa Allemagne yëpp ban parti exactement ci Allemagne. Allemagne maa ngi woote si NRV bi rek si watu Düsseldorf nii Mönchengladbach. d'accord ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi leen di ziar di rafetlu seen émission bi. di nuyuwaale sunu mbokk yi nekk foofu yëpp di surtout sunu mbokk laayeen yi di leen saaga si appel bi yëpp quoi. macha allah. waaw non dañ doon wax ne bon comme sénégalais yi di leen gën a yee rek di leen gën a dolliwaat que bon. muñ ak xam ne dara méttiwul dara yàggul sax. dëgg la. àdduna nii la donc il faut que ñu nangu parce que fii ñu nekk tamit. li ñu bëggoon a xam kay mooy Allemagne tamit mbir mi laalee na fa waaye nan ngeen di ko dundee ak nan la demee si loolu lay ñëw sax laalee na fi trop parce que maa ngi samay doom fii ndeysaan dañ war a jàngi sax fekk 3 semaines ñu ngi génnaguñ sax kër gi nii depuis 3 semaines yàlla na yàlla sàmm leen dund ngeen waaw ñun ñëpp loolu la ñuy dund neewi toog lañ defe naa ne ñun ñëpp ñoo toog ku nekk toog yéen confinement bi depuis kañ la Allemagne. waaw bu may xool parce que sama doom yi fi ça fait presque ñoom ñu ngi seen 3e semaine nii. 3e semaine ok. 3e semaine ñu ngi fi toog génnaguñ sax kër gi chaque jour ñu ngi si kër gi toog. man maay dem supermarché jënd li may jënd ñëwaat ak sama liggéey. mais taxul te liggéey sax arrêté nañ ko nii mooy xool depuis semaine bi lañ ko commencé arrêté ñun ñëpp à part sax am nañu arrêté woon bu yàgg. donc Sénégal nañu gën a taxawaat xam ne tamit buñ leen ne toog leen seen kër yi pour seen jàmm la. dëgg la waaw nu ngeen di ko dundee foofu communauté sénégalaise beeg yooyu naka sénégalais yi ñu nekk Allemagne foofu zone bi nga ne wetu. waaw man fi ma nekk sax waaw ñu ngi fi bon dinañ déggante waxtaan dalalante xel ak yooyu yëpp. parce que fi ma nekk sax comme que bariwul tellement ay sénégalais ñi ma fi yëpp mënoo demalante ak kenn parce que comme dañ tere tamit. ñëpp loolu la kenn du demalante moom xanaa nemmeekonte ci téléphone rek. waaw kay si loolu daal la ñuy def woowante dalalante yooyu daal lañ fi nekk pour le moment. te xam ne adduna noonu la lépp moom muñ la rek ak sunu lépp wér di yaram moo ci ëpp solo pour man. dëgg la mais confinement bi daal métti na waaye am ngeen droit génn dem jëndeeg yooyu ñëwaat. waaw am nañ droit génn mais dañ koy respecté comme fii da ngay dem supermarché am nga ku nekk yaa ngi jox sa morom sax presque man damay naan Allemagne yi sax bon bu ñëpp doon roy si ñoom sax defe naa ne kenn du am problème parce que damay gis ay 3 mais kenn du jege sa morom. te kenn du leen ko wax parce que xam nañ ne lii du caaxaan. te bu fekkente ne foofu amande itam day daal di dal bu ñu la gisee ci mbedd mi ngay kii dina am amande tam. ñun sax waaw eggaguñu foofu sax mais dina na lay exemple bu ay bon bu dee sa famille nga ne ay kenn nit lan lay wax man ngeen ànd def nii mais man bu dee ay ñeneen dañ leen di tere intercepté ne leen bon pour ñu jéem a moytu loolu daal fii jarul sax fii ñuy wax kenn ay amande parce que fii dañ naan la lii la dañ koy respecté man loolu laa gis fi ma nekk. dëgg la gisaguma fee amaan su ne lii la damay gis ne ñëpp ci loolu la ñuy dox moom fa dëgg neex yàlla. dëgg la kon nag waa Sénégal sa mbokk yi ñu ngi lay xool di la dégg ñu ngi dégg sa voix. waaw maa ngi leen di ñaanal waa Ngom dalalal seen xel ñaanal foofu dëkk Cambérène ñoom ñëpp di leen ziar di ziar sama rakk yooyu Apulaay moomu tamit sama rakk la bu baax moom tamit bi nekk foofu. dëgg la di leen ñaanal yéen ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm teggiwaat que nu mu gën a gaawee. allahuma amin jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca Allemagne ñoom i ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax ne rek nañu dalal seen xel ñoom itam te xam ne ñi ngi comme ni mu ko waxee léegi ñi ngi fii ci jàmm ak salaam di ñaan rek message yi gën a jàll nit ñi gën a toog seen kër ku woote loolu ngay wax ndax itam Sénégal am woyu rafet bu ko defee ñu respectante ba noppi itam kenn ku ne lii sa liggéey cër ba nga xam ne moom lañ la ca jox nga daal di koy téye ndax defaloo ko sa bopp defaloo ko kenn sam réew nga koy defal waaye it sa bopp da ciy jiitu ndax wopp la boo xamante ne ku mu xas ba dem ci yow benn nit mun naa wàll ay téeméeri nit te nag am ndaje ak di daw ci mbedd yeeg di def yëf loolu moom daf ko amul benn sens li nga xam ne moom mooy am sens rek mooy kenn ku nekk jël sa responsabilité comme ni ñu ko waxee li nga xam ne moom la ñuy tere nga daal di koy moytu te xam ne lu métti yàggul waaw ñu jël kenn ki nga xam ne moom moo nekk en ligne allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na nga def da ngay xaw a wàññi télé bi tuuti tur bi nan la. allo. tur bi nan la. waaleykum salaam. waaleykum salaam wa rahmatulah tur bi nan la. Amath Sakho Touba Thiarène.
allo Amath Sarr Touba Thiarène. Touba Thiaroye. Touba Thiarène. waaw Touba Thiarène yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di la bàyyeek kàddu gi. commune Lour Escale ci Koungheul. ah. Touba Thiarène. Touba Thiarène waaw yow rek la ñuy déglu. waaw. ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax. jërëjëf. di rafetlu émission bu baax a baax a baax. jërëjëf waaye yéen a ko moom. waaw ma ne. di rafetlu émission bu baax nag. yéenay borom. wax ju am solo ngeen di wax. jërëjëf. jërëjëf ju am solo moom ngeen di wax nii. jërëjëf. ñuy ñaan rek. solidarité bi ñu yokk ko rek. waaw. waa diaspora bi nañ jàppalante bu baax a baax a baax. waa Sénégal yi ñoom it nañu làkk ci seen gannaaw njiitu réew ak ci gannaaw kilifa yi ak ci gannaaw docteur yi topp ndigal yi di set tey moytu ndaje mi xumb mi di moytu lépp lu ñu tere topp ci ndigal yi ndax li nga xam ne moom la ñuy fexat kat muy coronavirus feebar bu bon a bon la képp koo doyadal ku ne da nga koo desee xam donc dëgg la waaye lii day lor te gannaaw turee bu ñu dara loo xam ne mën nañoo wax directement lii moo koy faj kon nañ topp ndigal yi def ko nañ ñu ko santee loolu rek mooy sunu njariñ yàlla moo ko fi indi nag yàlla na ko fi jële barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Seyxul Xadim amin amin yàlla nañu ko yàlla saafaraal amin jërëjëf soxna si kontaan nañ bu baax a baax a baax jërëjëf am solo nga indi tey ñu ngi nuyu waa Touba Thiarène yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di kontaan ci woote bi jàpp leen ne nag xam naa ne appel yi moom fi mu nekk nii appelaay éléments yi nga xam ne moom la ñu préparé woon xam naa ne dañ leen di bàyyi rek ba jeudi prochain incha allah ba jeudi incha allah fii ak gannaaw suba ci kàttanu yàlla ak mën-mënam comme ça ñu gën leen a indil yeneen éléments yi nga xam ne moom lañ leen di tegal ngir rek yéen ñi nga xam ne yéen a toog di seetaan waxtu wi nañ jël keneen ki nga xam ne moo nekk en ligne tey jii allo. maaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga def noo tudd ak fooy wootee. soxna Kébé ñun la Émile ñu ngi lay ziar képp ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar tur bi nan la. Émile. ah Émile. waaw Émile Ban Ndiaye. Émile Ndiaye waaw. waaw Émile ñu ngi lay nuyu bu baax. en direct si li nga doon expliquer sànq. di la ci invité ci Africa 7 ñu ngi jéggalu ci publicité bi dimanche bi parce que yow da nga bokk ci diaspora bi. dëgg la ah fi ñu toll nii de Sénégal moom comme xëcc nga ba dugg rek baax na. waaw bëgg tamit nag ñu wax benn affaire pour leeralal ñin ñi. dañu bañ a nasaxal feebar bi. Italie looloo fa amoon ak yeneen dëkk yu mel ne France ak Espagne tey. jëluñu ko woon au sérieux feebar bi di commencé ñoom dañu jàppoon ay du dal xale. ay du dal jeune du dal lii. affaire bi dem ba law nit ñi di voyager di dem di ñëw. ba man zone bi ma dëkk la comme kii la woon région autonome la président région bi am. xalaatu teel a tëj école yi booy xool daanaka ba may bind ne ñu ngi tëj école yi Italie ñu bëri xamuñu woon sax luy coronavirus fii Sénégal. dañ ko teel a tëj. waaw ñu tëj ko mais nag yàlla def mu amoon benn genre réunion bu université bu doon am ci université Udine léegi nag ñoom ñu ne nan bàyyi réunion bi rek jàll ci réunion boobu la am ñu jóge ci benn dëkk ci Lombardie bi andi fa affaire bi. pour wax la ne que ni cas yi ci benn détail bu ñàkk fayda benn tour benn xew benn ngénte ay cant. rek mën na propagé wu ci dëkk boo xamante ne kenn nekku ci te ñu def attention nan gën a yee xale yi ñu xam ne dañu war a toog ci kër yi parents yi ñu jël seen responsabilité tey bu ñu gisee ay xale nekk di yàqal liggéeyu policiers yi ak gendarmerie ak armée bi te nga xam ne médecins yi ak yéen journalistes yi ñoom ñooy 3 classes yi nga xamante ne ñoo gën a nekk à risque actuellement fii ñu toll kon na parents yi jëlaat seen responsabilité yokk set bi ku nekk xam li nga war a def nga def ko feebar bii du détail tey bu ñuy wax ay 103 cas bu ñu nitee ñu leen xam ne que ni ak ay 1600 cas suspect ak ñun ni ñu dëkkee Sénégal ni mu jaxasoowee nii nan calculer ne population bi presque 20% am na ci ñoo xamante ne war leen mën a xool te bu ñu góorgóorluwul gëm suñu bopp fa nuy mujjee du neex te buñ ko waxee ñu yaakaar ne dof nga wala ku soxor nga non mbir mi kay dañ ci dut baaraam moom te doo leen sang di leen kii la nu nar a mujjee balaa ñu fay yegg nañu góorgóorlu ñun ñëpp ñaan yàlla bañ fa yegg te tamit jël condition yu ñu war a jël ñu respecté
li autorités yi di wax. ñu gën a c'est important ñu gën yow fi mu nekk nii yaa ngi Sénégal depuis kañ. man maa ngi Sénégal depuis le 30 novembre. le 30 novembre bi may waaj a bëgg dem leen tëj frontière yi ma ne kon xeex bi fii la ma ci yàlla boole naa ko xeex ak gars yi. mais foofu yaa ngi nemmeeku waa Italie yow fan nga nekk ci Italie exactement. man maa ngi Pordenone. Pordenone mais da ngaa wax lu am solo sànq nee nga bi muy doog a dugg si ci dëkk ba dañu ne nañu xaar benn réunion rek jàll. am na keneen ku woote tamit sànq muy Abdoulaye Bar Diouf moom itam wax na ko nee na départ bi dafa amoon benn fête boo xam ne moom moo fa am kon mu mel ne dajaloo bi moom moo gën a gaaw ci lor doomu aadama. dajaloo bi kay moo ci gën a gaaw. boo xoolee tey ñu bëri ñu ngi ŋàññi policiers yi dóor ñin ñi. mais tey ku ci nekk bu toogoon sa kër kenn du la dóor mais tey buñ leen jàppee ñoom dajale leen yóbbu leen tëj leen fenn moom mooy favoriser propagation wu coronavirus bi déjà. kon ku ci nekk na nga seet noo mën a jàppale askan bi parce que du ay affaire gouvernement wala dara yow yaay jàppale sa bopp jàppale sa askan parce que boo génnee ci mbedd mi andi ko ci kër gi ak Sénégal ni ñu dëkkee nagam tubaab yi ñoom espace bi nu am ñu ngi naan benn nit bu nekk mën nga contaminer 2 à 3 personnes ñun gis nga ni ñu dëkkee benn kër da nga ciy gis 30 personnes kon déjà il faut ñu multiplier loolu par 20 jëm 25 kon nanu sabab lu ñun ñëpp ñu moytu ñu góorgóorlu Sénégal ñëpp a ko bokk tey amul kenn koo xamante ne dëj boo dégg sax même bu dul feebar da ngay dem di jaale fekk fa benn mbokk mu naan la nekk ca diw mi gaañu yéen a bokk lii wala yéen a dëkkoon kon nanu moytu ñun ñëpp ñu góorgóorlu lii sursaut national la laaj ku nekk gën a def sa bopp esprit citoyen ñu àndandoo ñu xeex ko sinon à part ça mënuñ ci leneen lu dul toog ëllëg di compter ay néew te kenn ñaanu ko yàlla ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bu yeggee benn niveau bi nan xam ne feebar bi moo yegg niveau boobu mais du yéene wala bëgg gis lu ñaaw wala wax lu ñaaw pour suñu dëkk ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ gëm réew mi te bëgg réew mi. jërëjëf Émile je rappelle que moom mosoon na ñëw sax nekk invité fi nga xam ne moom moo di seen émission diaspora mu ngi booru Italie waaye actuellement mi ngi Sénégal li mu wax duñ ci delluwaat moom la ñëpp di xalaat moom la waxtu o na ñëpp toog parents yi tamit jël responsabilité tamit téye seen doom yi ci biir kër yi ñu toog ndax fi nga xam ne propagation bi ni nga xam ne noonu la doxee gis ngeen ko ci Italie moom la ñu doon expliquer noonu mu doy waar lool. Apulaay dafa am keneen ku nekk en ligne allo. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum sëñ bi na nga def tur bi nan laa fooy wootee allo. allo xam waaw sëñ bi ñu ngi lay dégg noo def tur bi nan la ak foo ñuy woowee. allo. waa xam naa allo waa ñu ngi lay dégg tur bi nan la. allo. ku baax ñu ngi lay dégg bu baax de tur bi nan la ak foo ñuy woowee. waaw xam naa du ñàkk rek app ñu jël keneen. dégg-dégg bi leer waaw maa ngi lay dégg sëñ bi na nga def tur bi nan laa fooy woote allo. allo. waaw nañu jël keneen Apulaay parce que moom dafa mel ne dégguñu apparemment en attendant mu mun a composer waatu woote. je rappelle seen émission diaspora les mardis et jeudis sur la TFM ngeen mun ko xool gannaaw bi nga xamante ne rek bu journal bi weesoo rek ba boori 22h ba yenn programme yi dox ci diggante bi ñu andil leen loo xam ne plus ñuy dem nag di leen gën a andil li nga xam ne moom moo di matière lépp lu ñu bëgg a waxtaanee sax mënuñu ko woon a andi tey ndax ni mu demee la waaye nag jàpp leen ne rek lii yéen a ko moom yow Sénégalais bi nga xam ne yaa nekk fépp ci àdduna bi waxtu wi ñu confiné leen ci kër yi mënu leen a génn wéetaay métti na mu mel ne nag dëju benn place rek dekk na loo xam ne lu métti la waaye nag li nga xam ne moom moo di xoddeeku bala ngaa lakkale ak itam njëriñ loo fekkee nekk na terme yoo xam ne olof da koy waxte du ay caaxaan kenn ku nekk la nga xalaat ni fa nga mën a muccee te mooy li nga xam ne mooy li am sax mooy toog fa ñu la teg ba ñu mën a lijjanti jàngoro ji mu jóge fi ndax moom du dox nii rek ci ngelaw li du ànd ci air bi fi muy doxee mooy de nit à nit la moom lañ koy transmettre ba tax na nag yéen ñi toog ci àdduna bi fu nekk ñu andi leen lii ngir ngeen mën a xam ne nag wéetu leen benn yoon ndax nag lii yéen leen ko tegal ngir ngeen di am le point am ngeen di waxtaanee xam lan mooy xew ci fi nga xam ne fan ngeen nekk ndax nag ay doomu Sénégal à part entière ngeen te groupe Futurs Médias cër gum leen jox moo waral mu andi leen li nga xam ne moom moo di diaspora te duñu ne guleet ndax yàgg na leen a andil li nga xamante ne moom moo di seen émission dañuy jël keneen koo xam ne mi ngi nekk ci ligne bi rek ndax tey ji dañ ko def lu spécial def ko rek antenne libre pour nit ñi mën a dugg wax waaye jeudi incha allah dinañ leen andil thème boo xamante ne bu am solo la ba noppi itam indil leen ay éléments loo xam ne di ngeen ci mën a jëriñu bu baax ñu jël nag ki nga xam ne moom moo nekk en ligne Apulaay allo
allo salaamaaleykum allo waaw mu mel ne nag ligne bi moo xaw a am jafe-jafe ndax nag ñi ci nekk yëpp. allo waaw ñu jël allo salaamaaleykum. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax. waaye delloo ziar tur bi nan la noo tudd ak foo ñuy woowee. moom maa ngi tudd Modou di woowee Touba. Modou ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Touba yëpp yow rek la ñuy déglu. man kat am na koy dugg léegi nii daal ni dañoo war a jàppale police yi mais nañu nag police yi dañoo war a jàppale. allo. allo waaw. waaw nga ne policiers yi. Modou nag ab xale la xam naa dafa bokk ci xale yooyu rek naan ñoo war a jàppale policiers yi lii yoon mooy tey règle te nguur wax ko te buñ la ko kenn waxul santaane ak digle nit da nga koy topp te fii ñu toll ak fi réew mi toll ak dangerosité feebar bi ak fi nga xamante ne fa la egg ci àdduna bi yépp du ay fo du ay caaxaan amul mag amul ndaw amul borom alal amul borom daraja ñépp lay dal ñuy ñaan yàlla nag ñun ñu mucc ci ndax boobu ba léegi docteur yaa ngi taxaw de pied ferme di ci def liggéey bu am solo ba tax na nag boobu ba léegi waaye terewul saa bu ñu xëyee ñi ngi dégg ne cas yi ñuy def ay test mi ngi continuer di positif loolu nag li ko waral virus bi di propagé wu bu ñu jëlee ay décision jël ay arrêté nit da ngay tënku ci li nga xam ne moom mooy startu dëkk ba boo bëggee réew ma jëm kanam donc nag li nga xam ne moom moo ci am mooy liñ leen mën a jàppale mooy képp koo xam ne am nga sa njaboot balaa 8 heures di jot fexeel nga nemmeeku ko fu mu mën a nekk nga andi ko teg ko sa wot ndax loolu mooy li nga xam ne moom moo am solo ndax kat bu ñu xoolee image yi nga xam ne moom la ñu gis ay xale ay tuuti tànk xale yu ndaw lañu na parents yi jël responsabilité yi jël xale yi téye leen ci biir kër gi ndax nag bu dee yàlla tere ku mu ci wàll du yem ci kenn day tasaaroo kon nag li ñuy def ñépp ci ànd képp ku bëgg sa réew boog ànd nga ci ngir ñu mën a mucc ci lii may docteur yi ñu mën a lijjanti lii kon defe naa ne bu ñu ne la toogal sa kër rek da ngaa war a toog te loolu lu am solo la ndax nag defaloo ko sa bopp nga koy defal sa santé la ñu bëgg nañu naxante rek daal di toog ci kër yi te xam ne lu métti yàggut allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam tur bi naan laa fooy wootee. man maa ngi wootee Bentali maa ngi tudd Daouda Niang. Daouda na nga def yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay nuyu di la dalal di la bàyyi kàddu. ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi ngeen taxaw. jërëjëf di leen wax ni franchement gis nañ seen taxawaay yéen ñëpp. taxawaay bi ngeen ci am. ñun ñëpp moom lañ ci war a am. dëgg la. ndax li lëmbee réew mi li lëmbee sa àdduna bi laay wax. ku ci nekk war nga si jël ses part de responsabilité. sa morom boo dendal. gersu ko sensibiliser ko. wax ko li feebar bi def ci nit d'abord. parce que tey dirigeant bépp motukaay bi mu mënti jël rek. ñun suñuy intérêt la du intérêt wu kenn. wallaay pour ñun la. pour ñun la kon nag ku ci nekk si ñun rek war nga si jël say matukaay en plus que yaa ngi wax ju am solo suñu yaay yi d'abord nañ di gëstu xale yi kuñ gisul ñu dem seeti la. ndax kat koo gisul sa doom ëllëg bu ko dara dalee dina la metti kon nag nañ leen jël matukaay yi. parce que tey boo gisee dirigeant yi li ñu ciy def yëpp alal bi ñu ciy mënti def yëpp lépp suñu intérêt la rek. ndax tey ñëwal nga wër neex na trop. waaye jëlee sa matukaay ba jàngoor du la dal loolu dara gënu koo neex. dara gënu koo neex dëgg la. waaw kon nag. ñun ñëpp am nañ intérêt pour ku ci nekk nga sensibiliser sa morom ku ci nekk nga sensibiliser fi nga ne. ndax tey dara gënul métti nga war a xëy faj say soxla bopp. waaye nee nañ la toogal. ndax ñu sàmm sa santé yaram. loolu tamit dara dàq ko. ndax ku amul wér gu yaram. doo tal a liggéey. ku amul wér gu yaram. doo tal naan yaa ngi xool dara lu lay jëmale kanam. kon woy maa ngi ñaan Sénégalais yi jeune la comme bépp jeune maa ngi leen di ñaan nañ leen déglu dirigeants yi nañ leen déglu suñu médecins yi nañ leen déglu adduna bi lépp li nga xamante ne moo ñuy musal ci jàngoro bi yàlla suturaal ñu si defal ñu jàmm ñun ñëpp ñu mucc si di leen wax na nag yéen mention spéciale gàcce ngalaama amuñu seen fay ndax bu dégg bi yéen a ngi jël seen i antenne di ko jox population yi di gën a jege nit ñi kon yàlla na leen yàlla fay taxawuñu ñun ñëpp cant ak ñëpp gërëm ñeel na leen. jërëjëf yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax loolu nag boo ko gisee borom kër gi moom moo njëkk a taxaw génne li nga xam ne moom moo di concept bu am solo mu di daan corona kon moom taxawaayam ci réew mi ku ne xam na ko bu réew mi soxlaa rek moom dañuy gis taxawaay bi nga xam ne am na ko foofu la Sénégal toll fi ñu toll nii mooy que ñëpp nañu takkoondoo doon benn say. képp kuy yaay wala képp kuy papa na nga nemmeeku sa doom c'est pas normal 20 heures jot
ñuy gis xale yi ci mbedd mi kon na ngeen yaayi laay interpeller ndax ay jigéen lañu te ay responsable lañ Sénégal kenn ku ci ne da ngaa bëgg sa njaboot nañu jël xale yi indi leen teg leen fi nga xamante ne moom mooy seeni wet ba tey rek seen émission diaspora yéen ñi nga xam ne yéen a ngi woote yëpp te mënu leen dugg maa ngi koy gis ci téléphone bi ñu ngi jéggalu bu baax bu ci mel ne Mbaye Thioune depuis Espagne moom xam naa ne semaine jeudi rek incha allah dina mën a dugg ci li nga xam ne mooy émission yi soppe galas yow itam gis nañ ne yaa ngi xëcc ak ñi nga xam ne ñoo war a dugg yëpp nekk ci ligne bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax ndax ligne bi moom moo saturé waaye jàpp leen ne rek kenn ku ci duggul tey di nga dugg jeudi incha allahu rabbi su neexee borom bi subhanahu wa taala ñu jël keneen ku nekk en ligne apu allo tey moom antenne libre la ñu def ngir mën a waxtaane situation sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger ñoom Pape Jean gis naa ne ñi ngi ci live Facebook TFM bi allo ñu jël ki nekk en ligne allo allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam na nga def tur bi nan la ak fooy wootee maa ngi tudd Cheikh di woote Guinée yaa ngi wootee Guinée fan Guinée Bissau waaw ñu ngi lay déglu man dama dégg benn waay bu wóoree léegi xam nga Abdoulaye la xaw ma. moom mooy. yow yaa woote woon léegi xanaa. non ok waaw ñu ngi lay déglu waaw. kañ woote kañ. waaw. dama ni. waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi. paa bi sëñ bi woote woon léegi nii. waaw. allo. waaw. waaw ñu jël moo nekk en ligne allo 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 keneen ku nekk en ligne waaw salaamaaleykum salaamaaleykum képp waaw kookan la noonu Pape Sarr borom Nantes Pape Sarr fédération des Sénégalais de Nantes waaw naka mu de la diaspora xoolal ma koy yemale ci Nantes rek alors que diaspora bi yëpp la ci loo nekk ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm maa ngi ziar bu wér. seen ziar bu baax di leen félicité ndax seen taxawaay wax dëgg yàlla am na solo ci waa diaspora. jërëjëf. di ñu mën lu rafetlu ko rek te gërëm leen un peu le sens de ma contribution ce soir. profité rek wax leen ni ci jamono yu mel nii nga xam ne coronavirus bi lëmbee na àddina bi yëpp. suñu xel du mën xalaat suñu mbokk yi nekk ci comité régionaux FSD yi partout. ci seen kàddu laay waxee ndax ñoom laay jaajëfe ginnaaw maay seen secrétaire général. je rappelle que FSD lu kuréel gu mag a mag la ñaata membre la déjà. Nous sommes sur 72 pays, nous avons 72 comités régionaux, nous sommes quelques milliers de membres et nous sommes en constitution pareil, ouais, nous sommes dans 72 pays. Vous regroupez ay Sénégalais, ay fédération, c'est important. Tout le Sénégalais. Dëgg la. Et tant yi wax dëgg yàlla coronavirus bi laal nañu carrément parce que ba stoppé seen activité yëpp. ci suuf. dëgg la teg lépp ci suuf te xam naa coon bu bëri dab na suñu mbokk yi partout dans tous les comités régionaux. may profité ci sa antenne bi jaajëfe leen ziar leen ñoom ñëpp wax leen ñu góorgóorlu te muñ. te xam ni sax yàlla indi la rek dina fi jógee incha allahu rabbi. actuellement yaa ngi fan Pape. instant yi maa ngi Dakar. yaa ngi Dakar man damay jàngale te damaa ñëw am cours yu ma waroon joxe fii waaw. ma ñëwoon fi nag war a dellu. vol yi arrêté donc mënumaa ñibbi. mënoo dellu donc maa ngi Dakar. kon yaa ngi Dakar bàyyi fee soxna seeg ñëpp. waaw non soxna si mi ngi naan ak njaboot bi mais man kese maa ñëwoon Sénégal pour eggale ay cours yu ma waroon joxe fii rek. dëgg la je rappelle que professeur nga. est-ce que mën nga présenter wu nga wax ñu professeur nga. waaw je suis professeur dans une université qui s'appelle HEC Business School qui est à Almadies. Professeur en analyse et traitement de données. waaye may jàngale Nantes tamit quoi am naa yeneen jàngale yi may jàngale Nantes qui n'ont rien à voir avec ça. may jaabante diggante Nantes ak Sénégal. dëgg la yaa ngi Nantes depuis ñaata at. 30 ans. 30 ans 30 ans maa ngi biir Nantes. dëgg la ndax yaa ngi nemmeeku situation beeg yooyu ci fédération yi xam naa ne activité yëpp arrêté na waaye est-ce que lan nga ñu mën a wax ci li nga xam ne moom moo bett àdduna bi yëpp en tant que sénégalais de la diaspora nga def lu mat 30 ans fi nga xam ne moom moo di France. waaw li may mën rek mooy wax la ñun suñuy activité ci FSD yi
noppaluwuñ depuis quelques jours parce que dañoo am ay kuréel benn bi au conseil la tudd nga xam ni ñi nekk ci bureau bi ñoo ci nekk ak suñu conseil d'administration ñuy waxtaanee ban taxawaay la ñu war am ñun muy suñu propre taxawaayu riposte parce que bu Sénégal xawee am problème ci xeexu coronavirus Sénégal daa jox fekk laal nañu laal bu baax ba nga xam ne nekk yu bëree bëri ils sont à l'arrêt ñu ngi toog quand même di réfléchir yan levier la ñu war a mën a yëkkati pour ñu nit ñu am ay ak lu mu ndaw rek mu doon contribution wu FSD ci xeex coronavirus au Sénégal mais également travail wu organisation parce que état wax na ne ci baasu njiitu réew mi yëg na kon ci bitim réew boo wax ni moom it dina am taxawaay jàppale Sénégalais de l'extérieur yi parce que c'est vrai que ñun ñu bëri ils sont à l'arrêt liggéeyee fii du coup yónnee wuñ xëy na li ñu war a yónnee seen njaboot mu nekk ci noonu ci diaspora bi waaye nekk ci noonu njaboot yi xaar Sénégal ñun tamit ñuy xalaat dégg nañ kàddu njiitu réew mi te kàddu njiitu réew bu fa say jóg rek il faut ñun ñu am taxawaay xaar suñu consul yi wala suñu ambassadeurs yi ñëw wax ñu ni ñu war a def dañoo war a taxaw tout de suite commencé organiser wu di xool nan la ñuy déggee loolu président wax ak nan lañ koy waajalee ba nga xam ne fii bu suñu njiit yi jógee pour ànd ak ñun ci liggéey boobu rek ñu mën a ànd ak ñoom ndax mu gën a dëgg la keroog jërëjëf Pape Sarr Nantes actuellement mi ngi Dakar moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo càng file xam naa du ñàkk dinañ am yeneen jotaay moom itam bokk na ci ñi nga xam ne mus na ñëw ñu invité ko fii ci diaspora fexe na bu dugg ci li nga xam ne moom moo di émission bi muy def liggéey bu am solo ndax nag moom fédération la regroupé fédération boo xamante ne ils sont présents dans 72 pays ak ay membres yoo xam ne ay milliers lañu muy def liggéey boo xamante ne bu am solo la ci wàllu immigration moom Pape Sarr doon ñu woowee fii ci Ndakaaru moom moo duggoon léegi wax na point bu am solo ndax keroog nag njiitum réew mi comme ni ñu ko waxee bi muy dugg di wax di adressé wu à la nation dafa ñëkk a mastawu ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi nekk bitim réew ndax nag chaque fois rek yëf yi daf leen di xaw a laalee ni mu leen di laalee sur le plan économique tamit wax nañ ko fi keroog mu am taxawaay boo xam ne taxaw na ko ngir am koppar yoo xam ne dañ koy génne ngir jagleel leen ko waaye ñoom ñëpp souci bi ñu am te di ma ko wax man nag lañ koy dee pour ma gën ko wax rek mooy que nañu fexe ba li nga xam ne moom lañ leen jagleel mu egsi ci fi mu war a egsi jaar fi mu war a jaar loolu yëpp nag suñu xel da ciy dal ndax nag xam nañ ne ki nga xam ne moom moo di monsieur Moïse Sarr mi ngi def liggéey bu am solo moom itamit nga xam ne moom mooy secrétaire bu ministère des affaires étrangères monsieur Amadou Ba ak itam des Sénégalais de l'extérieur moom dina ci def liggéey bu am solo am nañu yaakaar ci moom ak itam ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu li nga xam ne moom moo di soxna Naata Mbàkke keroog bi ñuy def émission bi sax mi ngi ci doon bëgg a dugg soxna Naata Fès moom itamit muy fonds d'appui ak d'investissement des Sénégalais de l'extérieur nga xam ne mu ngi koy yore moom depuis 2013 di ci def liggéey boo xamante ne bu am solo la xam naa ne du ñàkk rek danañ ko recevoir wala mu daal di dugg moom itam ci li nga xam ne moom moo di émission bi ndax nag koppar yooyu baax na ñu wax ñu gannaaw buñ ko voté ba pare naka lay demee ak naka lañ koy dispatché ci sénégalais bu nekk mën cee jotale loolu dafay am solo lool ndax ñoom nag souci bi ñu am rek mooy que na egsi ndax ñi ngi rafetlu bu baax mesure bi nga xamante ne njiitu réew mi jël na ko jëmale ko ci ñoom ngir mën leen a taxaw fan yi déggal waxtu wi ñu toll ndax nag ñi ngi dëgmal jëm ci weer bu dee guddi yi ñu toll te kenn ku nekk yaa ngi toog doon xaar bu dul weer bu dee ñi nga xam ne de manière informelle am na ci ñu ma gis ñoo xamante ne bis ba bis lañ doon jàllale li nga xam ne moom moo di li ñuy gañe maanaam xam ngay jaay wala dara di ko yónnee seen réew ñooñu tam dafay baax ñu xalaat leen waxtu yi ñu ngi toog ñu confiné leen ci kër yi mënuñoo génn di jaayi wala ñuy uti mënuñoo dem seen liggéey kenn mënut a génn te famille bi ñu bàyyi fii ñoom rek la ñu yaakaar ñoo yore dépense yi yore kër yi kon nag am na mesure yu ñu jël ñuy am yaakaar rek ne dina am yeneen ak yeneen yoo xam ne dana ca tegu pour le bien-être de tous ces Sénégalais nga xam ne ñu ngi fépp ci àdduna bi Apulaay dafa am keneen ku nekk ci ligne bi allo allo salaamaaleykum allo waaw mi ngi noonu ñu ngi doon waxtaanee loolu allo. allo. waaw sëñ bi na nga def noo tudd ak foo ñuy woowee. ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ak jàmm tur bi nan la ak fooy wootee allo.
waaw mu mel ne moom rëcc na ñoom ñi nga xam ne ñooy woote di porter un intérêt particulier tey nee naa leen antenne libre lañ ko def en attendant ñuy ñëw ak yéen ci ay sujets yoo xam ne dañu koy def ay thèmes yu am solo d'ici jeudi incha allah dinañ waxtaanee lu am solo loo xam ne dañ koy gëmale ci yéen sénégalais de la diaspora. Aminata Samb également nekk foofule ca Paris di rakk ci Jaara Samb Maya borom Maya Jaara moom itam xam naa ne du ñàkk jeudi incha allah ñu dugal ko mi ngi àndandoog soxna Seynabou soxna ki nga xam ne moo di Oumou Sarr di def liggéey bu am solo moom itam nekk foofule ca Canada allo. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw sëñ bi baal ñu rek nga wàññi télé bi. waaw kay tur bi naan la ak fooy wootee. may woote Ngayeen Sabax. fan. allo. waaw bul déglu ci télé bi da ngay jël sa téléphone rek nga wàññi télé bi. waaw Babacar Dieng la. waaw Babacar foo ñuy woowee. Ngayeen Sabax. ah. Ngayeen Sabax. waaw yow rek la ñuy déglu. waaw c'est ça ñu ngi leen di féliciter. dëgg la jërëjëf. di rafetlu émission baax a baax. jërëjëf Babacar jërëjëf. di wane na di moment bu difficile la. ci Sénégal. ci àdduna bi yëpp mais ñun fii Sénégal ci mu nekk moment boo xam ne moment bu dur la. parce que moment bu ñu xamul événement yi bëriwul lu muy am. historiquement boo xoolee état d'urgence mooy 3 fois la am Sénégal mën nañu wax. mais ñun en tant que jeune bii la ñu fekkee 2020 mu nekk benn maladie boo xam ne nii maladie bu jéggi dayoo mën nañ ko wax. bu doy waar. bu doy waar ci àdduna bi yëpp. pays yu am doole pays yu ëpp doole Sénégal nekk di jooy. ñun suñu président de la République en collaboration avec service yëpp tey président jël décision bu am solo. kon donc ñun en tant que ñoo xam ne ni décision boobu si ñun la jëm si ñun la nekkal njëriñ ñun war nañu mën a respecter loolu moom lay wax. dëgg la. muy lan muy mën nañu accompagner maintenant décision président de la République pour que ñun ñu am jàmm. yow wax nga léegi sa biir émission. xam nga ne maladie bi jombul kenn maladie bi ñëwut pour pauvre ñëwul pour ku riche ñëwul pour kenn. amul xale amul mag amul xale amul mag. kon donc loolu tey ñu mën nañu conscientiser maintenant population bi. wax leen loolu noonu ñun en tant que responsable. ñun ñoo war a dimbale maintenant force de l'ordre yi ñuy def couvre-feu bi. wallaay. couvre-feu bi ñu la war a dimbale consciente population bi wane ne lii nii nekkul fo. wallaay du ay fo moos. wallaay dañoo xamul rek. ça m'a fait mal ma dégg benn vidéo mu ne ndeke ñi caaxaan nañu ça m'a fait mal ba ma déggee vidéo yi muy daw ci àdduna bi. ndeke ñi caaxaan nañu kon cela veut dire que moom dafa yaakaar ne lii ay caaxaan la. dafa nekkul ay caaxaan lii dafa nekk loo xam ne réellement kenn waru ko caaxaanee. tey boo demee ba tëjee école tëjee ay daara bàyyi ñu ne jumaa yi bàyyi ñu ne ziyaare bàyyi gàmmu bàyyi magal bàyyi lépp. kon cela veut dire que lépp nit ku ne war na mën a bàyyi xel loolu noonu tey ba tey ñii di tey di def couvre-feu bu ñu wàccoon ci mbedd yi bu ñu fekk kenn ba ñoom ñu xam ne lii nag réellement ñoom duñu am benn problème loolu la population waroon a mën a réagir loolu la ñu waroon a mën a dimbale le maintenant les forces de l'ordre. kon sincèrement parler man loolu moom laa wax mu ne population bi ñun civils yi nañu dimbale suñu bopp dimbale ñu accompagner maintenant le président de la République maintenant avec ñëpp ñu mu àndal pour que ak médecins yi ak ñëpp ñoo xam ne ni tey ñoom lu ñuy wax ak lu ñu digal ñu mën a barrer avec l'ennemi invisible koo xam ne da ngay xeex moom te gisuloo ko loolu la l'infiniment petit gisoo ko de très très bien si jamono boobu moom lañ toll kon caps ñu ngi kontaan ñu ngi déglu sa réaction dëgg la bu baax a baax yow rek doy na yow rek doy na pour nit ñi mën a xam parce que sa intervention am na solo boo xam ne nii képp koo déglu rek loolu rek doy na keneen war doon dugg yow rek doy nga tey Sénégal yi déglu mën a jàpp si lii mën a dimbale mën a accompagner maintenant décision président de la République pour que lii yàlla dimbale ñu ba mu jeex léegi si nu mu gën a gaawee parce que économiquement tey dama gis benn waay mu jënd ceeb mu ne dafay njàkkalante ma ne ko yal na yàlla musal si loolu lii yàlla jeex léegi ba économie bi taxawaat
wallaay des fois day jeexal xol sax jërëjëf day jeexal xol mais nag comme ni ñuy waxee rek jamono bi ñu toll nii nga waxee moom moo baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax Babacar di wax ne sa intervention am na solo waaw en tant que jeune nga waxee nii da ngay soññu rek sa yeneen mbokku jën yi waaw da nga leen di soññu rek ngir ñu mën a doxal li nga xam ne moom moo di yoon comme ni mu ko waxee lii ñuy def li nga xam ne dañ ko wax ne couvre-feu la du pour ñun couvre-feu sanitaire la pour ñun ñëpp la pour ñu mën a aar njaboot gi aar yéenay avenir u ëllëg kon loolu message la rek boo xam ne képp ku fi jaar tey lancé nga ko te am naa yaakaar ni début bi la woon rek waaye xale yëpp dinañ toog seen biir kër yi bu ko defee jàmm ni yooyu nga xam ne nag feebar bi dinañu abal ak jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla ak mën-mënam ndax yàlla sunu borom mi ko fi teg rek moo ko mën a dindi kon nag ñi ngi ñaan ni yàlla subhanahu wa taala mu jàppale ñu rek lii daal di fiy jóge fii waaye jóge ci àdduna bi fépp nag ndax nag la race humaine ci boppam human being moom moo menacé wu fi mu toll nii kon ñi ngi ñaan yàlla sunu borom waxuñu ko pour tiital waxuñu ko pour dara mais dafa jar a bàyyi xel ñu jël matuwaay yi ci mat foo toogee quelques heures bul xaar sax ay heures jëlal saabu ak ndox nga raxasu looy laal objet bu nekk nañuy désinfecté wax naa leen ko keroog eau de javel li nga xam ne moom moo di vinaigre butéelu vinaigre blanc rek ak bicarbonate de soude mun nañ ko def ci fobeere yi day seetal lépp day dindi lépp loo xam ne moom moo di rek ay bactéries donc nag li moo nekkoon nag émission boo xam ne tey antenne libre lañ leen defal ñi ngi remercier ñëpp ñi ci participer ñi nga xam ne dañu waroon a dugg te jotuñoo dugg tam ñi ngi jéggalu bu baax ku ci mel ne Mbaye Thioune également ku ci mel ne Aminata Samb soxna ki nga xam ne moom moo yore diaspora international soxna Oumy Sarr waaye nag di jaajëfalaat acte bu am solo bi nga xam ne def na ko ba sénégalais yooyu actuellement fi may wax ak yéen ñi ngi fi nga xam ne moom moo di Bénin te ñi ngi jóge woon Éthiopie jóge fi nga xam ne moom moo di rek Dubaï càng fa léegi nag actuellement ñi ngi fi nga xam ne moom moo di Bénin en attendant 14 jours yi di mat rek su ko defee ñu mën a ñibbisi fi nga xam ne moom moo di seen réew ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon di ñu déglu waxtu wi en attendant jeudi prochain incha allah dinañ leen andil wax nañ leen ko par mesure de précaution ak sécurité moom moo tax rek ci feebar bi ngeen gis man kese ma toog ba jotuñoo indi sax ñi nga xam ne ñoom ñooy ay invité mais dañuy intervenir ñoom ñëpp ndax nag télétravail moom moo xew gis ngeen ko ci Skype bi dinañu leen jël jeudi prochain incha allah boole ceeg ay éléments de reportage et tout yoo xam ne dinañ leen ko mën a tegal ngir gën a agrémenter émission bi ngir mu gën a egg seen biir xol amoon naa mbégte ngir présenter leen li nga xam ne moom moo di émission bi ñu leen di dig daje jeudi incha allah bu neexee yàlla subhanahu wa taala ñu fekke ko te tal ko ñu ñëw defal leen émission di ñaan yàlla rek mu tuur jàmm ak xewal ci sénégalais bi nekk fii ak bi nekk bitim réew maa ngi remercier toute l'équipe qui m'a accompagné bokk na ci la tête Apoulaye moom moo nekkoon ci réalisation bi Apoulaye mention spéciale ñu ngi lay remercier bu baax a baax di la jaajëfal bu paree ñu teg ci Abdourahmane Gueye nga xam ne moo nekkoon ci li nga xam ne moom moo di son bi ngeen di dégg Abdourahmane merci beaucoup à toi ñëpp Kamu Seck mi ngi fii promotion Demba Ndaw ci li nga xam ne mooy caméra bi Demba Ndaw akan ak waaw Sène waaw ñu ngi koy Moussa Sène ñu ngi koy remercier Mouhamed ci logistique bi ñoom Pathé coordination Pathé Dia ñu ngi koy jaajëfal bu baax ñoom Cissé également Papi Mbow maa ngi lay bégee bu baax depuis la France Papi Mbow sama xarit boobu sama rakk ji namm naa la lool di remercier bu baax ki nga xam ne moom moo di Pathé également waaye Aïssata si moom itam mention spéciale ñëwoo waaye nag yaa ngi coordonné kon merci beaucoup à toi Aïssata ak ki nga xam ne moo di Pape Jean ñoom Magui ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal nga xam ne mooy service digitalu groupe Futur Média ñi ngi leen di remercier bu baax ñoom Magui ak également ki nga xamante ne rek moom moo di Bamba Mbow maa ngi lay nuyoo beral nuyoo Bamba ak ki nga xam ne nag moom moo di Ndiaga Ndour nga xam ne nag diaspora am la depuis de longues années moom moo ci nekk donc Ndiaga Ndour directeur maa ngi lay wax merci beaucoup à toi Bouba Ndour directeur des programmes mais également ki nga xam ne rek moom moo di président groupe bi mu di monsieur Youssou Ndour waaye itam du ma jeexal te gërëmu ma nag ki may wax sama directeur moo di Birane Ndour ñi ngi lay jaajëfal bu baax di remercier toute l'équipe di leen wax nag ba jeudi incha allah continuer leen di wéyal
wéyal programme li nga xam ne moom moo di télévision Futur Média Mame Soxna Lo initiative bi nga xam ne yaa ngi koy waaj itam mu jëm ci jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di famille sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii itam ñi ngi koy waajal rek ngir mu nekk loo xam ne lu ama am solo la ci diaspora bi di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di leen wax jeudi incha allah beneen numéro diaspora ñu fanaan jàmm ak salaam jërë ngeen jëf di remercier yaayu Kanku Thiam ci cuub bi nga xam ne moom la ma may muy Adja Aminata Seck